BICIC, Blackpool, EMA, École des métiers de l'automobile. ñoo leen di may seen émission L'œil du tigre. Première émission de lutte sénégalaise. mbokku téléspectateurs yi dañu leen di ndokkale ci gàmmu dañu leen di ndokkale ci juddu gën ñëpp di Seydina Mohamed te julliti Sénégal yëpp àndandoo màggal ko mu di bis bu mag boo xamante ni yaakaar naa ne ñëpp gis nañu Sénégal foo tourner rek baat bi benn la ndax ni fi diine mel moo tax bis bu jot nga wax ko dañu sargal bu baax suñuy kilifa diine yar nañu ci diine womat nañu ci jox nañu ay tegtal gunge nañu kon ñu ngi ziyaare xalifa yëpp di ziyaare sëñ Mbaye Sy Mansour yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi lool mu wér ndax gis nañu taxawaay bi nga xam ne moom la taxawaayu maamam taxawaayu ay waajuram tey jii mu toog ci kaw xilaafa gi di joxe tegtal di yar doomi aadama yi yal na yàlla guddal sa fan yàlla yokk sa wér noonu lañ ko ñaanale ñene Ceneba Cheikh Ahmed Tidiane Seck noonu lañ ko ñaanale sunu ñaari Serigne Cheikh yi nekk ci Medina Baye ak ka nekk ca Léona di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass njabootu Baye njabootu Cheikh al Islam njabootu maam Khalifa njabootu maam Abdallah Niass yëpp ziar nañ leen ziar nañ Baye Ablaye Thiaw Laye ziar nañu xalifa yëpp waaye nag xam ngeen ni ñu nga jëm Njaasaan kër Cheikh Bou Mohamed Kounta fa lu jëm fas yéene def li nga xam ne moo di gàmmu ngénte di bis boo xamante ni ñu ngi ñaanal Cheikh Bekkaay yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi mu wér ak njaboot gi yëpp nag ñu ñaanal njabootu maam Cheikh Sadibou waaw sunu mbokku shérif yi ne ci réew mi te ca maam Cheikh Sadibou ba léegi seeni ñaan bàyyiwul Sénégal Chérif Baxayda ñu ngi lay ziar bu baax gis nañu taxawaay bi gis nañu lépp loo xamante ni jëm na ci diine ñu def ko ñu ngi ñaanal ñëpp di ñaanal nag koo xamante nag ci kër gi la nekk mu di Cheikh Thierno Ndiaye moom di sunu xarit di sunu ndijaay te gis nañu ni mu mel ci tarixa bi di ku baax maam Cheikh tamit maam Cheikh Seck ñu ngi koy ziar bu baax moom tamit ci Thiès surtout Cheikh Yérim Dumbaan la ziar nañ ko balaa ñu dugg ci émission bi loolu dafa am solo ak sama ñaar ñi nga xam ne ñoo ma seex bu ma gestoo ti Alaaji Papa Dieng saa wu Sëriñ Babacar ñëwaan fii ci Ndakaaru dina dem di waxtaan ji ak waajuram ñëpp xamoon nañu digganteem ak waa kër Sëriñ Babacar waajuram ak waa kër Sëriñ Babacar bu ma gestoo fii tamit kii bu nan ni Seydi Jamil di Moustapha Gueye ndaxte gis nañu moom tam taxawaayam ni mu mel ci kër gi yaakaar naa ne Alaaji Papa Dieng bisu gàmmu bis bu mag la bisu diine la te yaakaar naa ne gàmmu gu neex dëgg la El Hadj gàmmu moom xam nga buñ ne bisu yonent bi rek doy na wax ndax gën di mbindee foog nga ko sànq boo amee bis ñëpp ciy jàpp këru diine yi nga tudd yëpp dafa am te it comme ni nga ko waxee man nag ma dëkk Tiwaawoon far waaw dëkk Koulinguiane waaw sëñ Mansour mi nga xam ni moo jur xalifa bi fi nekk waaw bu ñëwaan Dakar comme ni nga ko xamee ku ko bëgg a seet si sama kër papa la koy seet si sama jëng rue 15 ans dëgg la Serigne Mansour waaw sëñ Mansour moom rakki Serigne Babacar ndeysaan rakku sëñ Babacar muy nag lu am solo ndax Sénégal xam nga diine daf fi sax dëgg la ñu am fi ay xalifa yoo xam ni dañuy jàngal teg ñu ci yoon boo demee Tiwaawan incha allah gis nga tamit comme li nga wax sànq boo demee Kaolack Ceneba dem Kaolack Ceneba noonu la mel waa kër Cheikh Saad bu tudd nga leen noonu la mel waa kër Limaamu Laay Limaamul Mahdi kon Sénégal am lu rëy loo xam ne yàlla ko def waaw moo tax dañ ko war a sàmm héritage ñuy ñaanal nag sëriñ si nga xam ne ñoo ñu jiite yàlla bàyyi leen fi may leen wér ak gudd fan ndax tamit ñoo ñuy teg ci yoon te di ñaanal réew mi moo tax jàmm am fi moo tax jàmm déggoo fi coup d'état déggoo fi dara loolu bu ne jàmm rek te yenn saa yi dëkk bi yëngu
yëngu-yëngu wala lu mu yëngu-yëngu day bar. day dal ndax dafa am ay ñoo xam ni. yàlla leen fi teg. yàlla leen ñu sàmm di sàmm réew mi kon ñu leen di ñaanal yàlla defal leen. ñu ngi leen di ñaanal baax di ziare njabootu Xaadimu Rasuul ndaxte xam ngeen ni bu ne gàmm sëñ Muntaxa xol bi dafay sedd. ndax ni maamam meloon. ci Seydina Muhammad xam ngeen Xaadimu Rasuul léppam yonent bi la. loolu rek dafa neex waaye nag maa ngi sama wet Seydi Jamil. jërëjëf Seydi Jamil Moustapha nuyu naa la gàmm gi yaakaar naa ne xol sedd na. xol sedd na ziar ñëpp ci gàmm gi wax li ñu fa ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu. amiin waaw ci barke yonent bi borom bis bi. waaw waaye nag gàmm la ku ne xam ne Bécaye Sénégal gépp koy def. ñëpp koy def. ñëpp waaye nag yàlla dogal na ba tey rek boo jëlee lettre foo mën na ci àddina. bind gàmm boo ko sànnee Sénégal. Tiwaawan la jëm. macha allah. xëy na loolu liggéey la bu mat. waaw bu jotale boo xamante ne Cheikh Sidi Hadj Malick ko def. waaw sëñ Touba. Seydina Limaamu Laay. Baye Niass. ñu wër seen xëy yëpp ku ci nekk yaa ngi gàmm. ku ci nekk yaa ngi jokk ci yonent bi nag. ci yonent bi rek da ngaa tagg yonent bi ba am li nga bëgg. ba am li nga bëgg. waaw dañ fay dog nag dañuy dugg nag Bécaye daal di ziar waa kër Sidi Jamil. waaw ziar suñu xalifa bi. nga xamante ne dafa doon baayam. Mouhamadou Mansour Sy Jamil. le marabout engagé. waaw dëgg la raccord nag ki ñu naan Ahmed Sy le personne morale. waaw professeur Habib Sy mi nga xamante ne dafay jaamu yàlla ci malade yi. waaw faj doomu aadama yi ci alalam. ak jotam. ak Cheikh Tidiane Bécaye. sëñ Habib Sy. professeur. dafay xëy fajar jullee këram fajar. waaw géewe lay julliwaate këram. yëpp ma nga ci hôpital yëpp hôpital bu taxaw doomu aadama yi. ndax lu sas bu ko bàyyam joxoon na Seydi Jamil. waaw ku ne xam ne Seydi Jamil nag taxawaayam. ci Sénégal. ak reeju neex ca taar ba. ki nga xamante ne mooy taaw sëñ Babacar après nekk premier chef sëñ Cheikh Sidi Hadj Malick. dëgg la donc ñu ngi ziar ak lu si yëpp. ak lu Mbàkke Ñaseen ñu ngi ziar ñëpp. Sidi Maxtaar di nuyu aussi suñu grand frère Momar Ndiaye. nam ñu daan dalale. daa manqué wu lépp mat na. ñëpp nga foofu Abdou Aziz Gueye def na wàllam. ñëpp def nañu war a def macha allah. Abdou Aziz Gueye Abdou Aziz Gueye ñoom Ndiaye. Mansour borom nag yu bari. ak borom teraanga yi. boo demee Louga tamit. Cheikh Ahmed Tidiane Seck. sama xarit Cheikh. gis nga këram ga. Mbaye Diop Pàkku Lambaay. ndeysaan bi sëñ Mansour Sy Jamil moom tamit. ndeysaan Mass Mbeng ñoo denn ba à côté dal. ndeysaan Aji Ndéla Wade. buñ fi lim duñ fi jóge. Aji Ndéla Wade. laa wax nga dëgg boo ko dee li Mansour Mbaye. boo ko dee lim fi la ni fanaan. duñ fi jóge. As Ndaw Kumaan Lamine Camara ñoom ñëpp ndeysaan mbokk yi gis doo fi jóge loolu mooy Sénégal boo demee Louga fekk fa njabootu Maam Cheikh Mbaye kenn xar ñaar ñoom tamit ñu nekk fa njabootu Baye Jiili ndeysaan ñoom it def li ñuy def moo tax vraiment njabootu Maam Cheikh Omar Fouti Tall loolu mooy Sénégal Sénégal lii moo nuy sàmm lii moo nuy yor lii la yàlla bëgg ay nit ñu ànd nit ñu juboo moo tax nañu juboo nañu bokk ndey lu mu tàng dara du yëngu nañ ci sant suñu borom ndax loolu lépp moom la moom mi ñu indi ay mag yu ñu xiir ci yonent bi loolu rek dafa doy am na nu mbégte mbokk yi ñu ñaan yëpp nag yàlla na dal ci kaw réew mi yàlla na dal ci kaw réew mi te bu samedi nag ngeen fekk ma Njaasaan bu dee neex na yàlla bu ngeen ñëwee foofa it ñu def lan daan def ca ngénte la waaw ngénte la lu nee nga fa ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal njaboot Cheikh Bou Mohamed Kounta yëpp njaboot Cheikh Al Bounama yëpp ñu am mbégte lool ci ñoom mbokk yi dañuy dellu si ci l'œil du tigre waxoon naa leen ko làmb moo yaatu làmb lu nekk ngi ci biir dellu si waat ci écurie pourquoi écurie tey ñu invité écurie boo xam ne écurie Serigne Ndiaye la ñu nekk ci Jaxaay mu am ay xale Serigne Ndiaye bu ñu ko waxee yaakaar naa ne xam nga Serigne Ndiaye Fass Serigne Ndiaye Mermoz Serigne Ndiaye Kamal Saleme Serigne Ndiaye am jaar boo xamante ne ni nit ku nekk boo jàngee ba mokkal da ngaa bëgg am foo ko mën a taree tare gi nag mooy wut ay xale def ci ñoom xam-xamu bëre ndaxte nit ku nekk li nga mokkal rek nga mën a jàngale te yaakaar naa ne ci bëreem wane na fullaam wane na fayda wane na boppam wane na xarañam kon tey ji écurie Serigne Ndiaye la ñu dalal bëgg fa séenee waxtaan ak ñoom ci làmb waxtaan ak ñoom ci lépp loo xamante ne ni bokk na ci luy tax xale yi gën a góorgóorlu
nan la ñu jàppee seen écurie Alaaji Papa Dieng ginnaaw bu ma la nuyoo yaakaar naa ne Serigne Ndiaye bu formé écurie wala école de lutte wàcc na. jaadu na. ndax li nga wax sànq ci Kamal Salamé lañ ko xamee. waaw ak Mor Fadam. mu nekkoon mbër moo xam ne mbër mu naqaree daan la. waaw jóge fa tamit ñëw écurie Fass liggéey fa liggéey bu mag ci encadrement technique bi. waaw ba nekk directeur ba nekk entraîneur. waaw parce que xam nga Fass. ku ñu dénk rek technique rek am na raison. am na raison tax dañu xam ay techniciens la. boo seetlu techniciens yi gën a mag ci Sénégal fa lañ jaar. waaw moom nag mu bokk ci. ba mu fa jógee tamit bàyyiwul. mu ni am na lu ma war. ñu ne ko lan la mu ne bokk ci développement lamb ji. créer école de lutte. tudd ko Serigne Ndiaye. ba tey jii xale yaa ngi nii taxaw ñu am ci ñoom yaakaar lool te di leen ñaanal ñoom tamit di Serigne def ci lamb yàlla nañ def lu ko raw. amin amin te am nañ ci yaakaar bu nu góorgóorloo ñu dem Moustapha bu Serigne Ndiaye ne yore école de lutte yaakaar naa ne loolu bokk na ci sa fierté. bien sûr lu jaadu. waaw ndax dañ ne loo jàngul doo doon sëriñam. doo doon sëriñam. jàng na ko tarbiyu na ko. sonn na ci làmb loolu nag. waaw bu defee tous les grands champions. de ce pays. ba aujourd'hui comme ni ko Alaaji Papa Dieng waxee Fass xool ko choisir ko indi ko. Moussa Ngingue moo koy nekk di Fass. waaw mu ñëw di encadrer di entraîner xale yi pendant des années def ay résultats yu positif nag. résultats yi mu def ci biir Fass sax man def moo ko. dëgg la ci gàttal te nekk. bi mu yoree écurie. ah oui bien sûr. xale yu bari moo leen révélé. dëgg la bu demee nag ba tuxu déménagé tuxu moo ko jëlee écurie Fass mu nekk mu dëkk Jaxaay xaw a sori ay xale mu am fa ñu am talent nag mu ubbi te bu muy ubbi tam def na jëf ji rafet. ñëw tàggoo waxtaan ak ñun ubbi écurie am. dañ koy nag souhaité mu am ay champion yu mag ci écurie boobu mu nekk. waaw te xam naa ne xale bu ñu ko déggalee suivre ko ci ñeme entraînement ay entraînement na dafa métti. waaw bariwul wax nag. nit du kersa la. mais am na rigueur am na rigueur am na efficacité. am na rigueur mooy Serigne Ndiaye mi nga xamante ne mooy indi fii tey jii ñoo bëgg a waxtaan ak moom. ci li nga xamante ne moo jëm ci làmb. yaakaar naa ne loolu leer na Serigne Ndiaye am na rigueur am na efficacité te ñu ngi fàttaliku Lac Rose combat bu mu daane ndeysaan Serigne Ndiaye di daw. kontaan lool keroog dafa daw ba moom ci boppam sax dafa mujj daanu. non moo ko génne moom moo tàggat. moom Sakkajoor la bu ma juumul. ci moom la génnee ci xol bu sedd xale yu bëri ci moom ci noonu la ñu génne ñuy am mbégte nag Serigne ñu ngi lay nuyu bu baax. Moustapha Gueye di nuyu Bekkaay di nuyu Mbaye Fall di nuyu ñi fi nekk ñëpp. maa leen di gërëm di leen ñaanal di ko ñaanal suñu bopp. yal na nu yàlla may wér ak gudd fan. amiin waaw ñu commencé ci waxtaan wi rek amul benn problème. Serigne Ndiaye mi ngi fii ànd na ak Pape Diouf ànd na ak Serigne Mbaye Chérif ànd na ak géotechnique mbër la woon. géotechnique bokk na ci xale yi nga xamante ni tournoi wu Excaf ba bi ci Ama Baldé ñoom bokkoon. bokkoon na ci ñi ko daan bëri ñi ci daan bëri léegi nag moom moo xëy moo nekk président wu écurie bi ay xale rek ñoo ci nekk. waaye bala bu jour nuyoo ba pare sëriñ il faut mu wax nu xale yi nga xam ne ñoo nekk ci biir écurie bi yan la wala balaa jour di nuyu écurie bi naka la tëddee lu tax nga formé écurie bi. école bi li tax ma formé école bi. dama nekkoon Fass sori ci man. te xam nga mënu may dem di baagante di ñëw. parce que une heure laa doon du ma añ sax damay dem. parce que maa fay njëkk maa fay mujj. ndeysaan léegi nag bi ma demee ba xam ne daal loolu du ma ko mënati. ma ñibbisi bi may dem tamit tàggu naa ñëpp waxtaan ak ñoom. jotewoo ak ñoom dara. non jotewuma ak ñoom dara wax dëgg yàlla. parce que Fass foofa ku fa ne moom. wax dëgg yàlla même sax bi may bëgg a bàyyi am na ñoo xam ne dañ ne ma bul bàyyi. parce que Fass la nga fa mën a am mënoo ko am fenn. parce que bu ko Gris Bordeaux bëree. lu mu dee wala Papa Sow wala kenn. dinaa ci am lépp 400000. dinaa ci am lépp 500000. parce que dañ la koy jox waaw. xam nga bon. mën naa ne fa foofa sax di calmal nga nag yooyu. ba te dañ ma koy jox. moo tax nag ma ne comme que loolu la daal. te xale yi ne fii am xale yu ne jaxaay ak ñàkku rab ak daaru cubb am na boo yu bëgg a bëre ma ne xaaral ma toog fa kii la fekk géotechnique bi boobu mi ngi nekk Kër Mbay Fall. waaw après ñu indil ma ko ma ne ko nag kaay la ñu fa mu indi xale yu bari tamit. ñu bari ay ñoom réew indi na ma fa benn xale bu ñu ñoom réew daanoogul ci làmb ji. indi fa kii usu bébé. indi fa ñu fa indi daal indi fa Ousmane Ndiaye indi na fa ñu bari. ñoo ñëpp ñoom dañu nekk fii dañu dem liggéey moo tax ñëwuñu tey ñenn ñi dem mbapat ma. mais ñaata xale ñoo nekk ci écurie bi. am nañu 20 xale. 20 xale waaw 20 personnes. comme mais commencé gunóo bëree grand combat. non non bëree guñu grand combat. Adidas bi moo fi bëree daaw. waaw ak prise de numéro 2 dóor ko mu daanu. arbitre sifflé na Djibi Touré
ci diggante Adidas ak Brice li bu jël day gaaw Fatim. Adidas moo ngeem lu ñuul. ay saan waaye ñu ngi xeex Fatim. Brice li moo ngeem. day gaaw Fatim. ñu ngi xeex Fatim. Adidas Brice li Adidas mooy la nga. jël amul. gën bi lu muy wax ak moom. ci biir arbitre bi. nee na leen ñëw leen ci géew bi. waaw noonoo gën a woon. Brice li Adidas. Adidas féetee seen càmmoñ. Brice li féetee seen ndijoor. ngemo lu ñuul le. Adidas moo nekk écrit Serigne Ndiaye. Adidas de Fatim Mbar ku daal la. waaye Brice li. mu daanu. déedéet Adidas daf ko dóor. fan la ko dóor Fatim. da ko dóor. lu xew. lu muy xool. këleen kii Pape Diouf bëri na fi ñaar yoon ñu daan ko mais bëri na Bawol ñett moo daanoon Tonnerre. Tonnerre waaw Tonnerre numéro 2. mais pourquoi nga créé école de lutte. li tax ma créé ko pour bëgg a jàppale xale yi rek. pour bëgg leen jàppale fi ñu ne parce que foofu tamit xam nga sanc bu bees la te yenn xale yi tam ñu dugal leen ci ay yoo xam ne waruñu ci dugg. naka sudul noonu waaw naka sudul noonu dem di tuxi yàmba wala ñuy dem di. sàcc ak wala di kii ak yooyu. am na xale yoo xam ne am na benn xale boo xam ne nii foofu la nekkoon di def yooyu mais bu ñëwee bokk ci moo dàq bëre ci xale yi. moo dàq bëre waaw dañ ko affaire bi du bëre kese mais il faut ñu. waaw il faut ñu yar leen teg leen ci sart yoo xam ne nii mooy ci di leen xamal leen àdduna tamit xamal leen liñ leen ne am na yoo xam ne ni baaxul daal nit bu koy def doo sa mujj lu rafet. kon nag école de lutte bi en même temps da ngay def sport waaye nag dinañ lay dugal sa bopp. waaw dañuy dugal sa bopp loo xam ne nii. sport éducation. waaw éducation la. éducation waaw. yaakaar naa ne loolu leer na Alaaji Papa Dieng loolu bokk na ci parce que xale yu bëri dañuy ñëw ci làmb mais làmb da leen di defar. làmb li mu defar bëri na de. trop xoolal kaw Modou Lo rek. exemple. dëgg la ak Balla Gaye. ak Balla Gaye exemple la. ndax ay xale yoo xam ni dañu amoon ay métiers te daawuñu ci am dara. waaw mais consacré ci làmb ji. am ci fulla. seen encadreur yi ñu leen am ngeen ci avenir lii bu continuer day indi dara. li nga tey gis ci sommet bi. ci sommet ils sont au sommet. bàcc seeraas yorul woon dooley mbër. waaw dëgg la waaye gis nga li ko làmb may. malheureusement moom tamit du mbër ndax mbër. jëmm la mbër jëmm la. mbër poids de taille la. mbër poids de taille la. mbër da ngay gudd rëy. waaw boo gàttee sax loo bëri technique am na ñoo xam ne boo dajee ñoom bu ñu léppee rek da ngay am problème. Tafa école de lutte warul yem rek kese ci ñu jàngal la rek nga dem jàng la bëri rek. déedéet war na la éduquer parce que école lañ wax. école bi mooy sa deuxième famille école de ni mbir dañ ko war a jàppe ne comme ni nga am ni ngay amee sa doom di ko yóbbu école muy tàggatu petite section di yéeg ba nu mu jàng ba am métier am mais bu ñëwee ci école bi nag école de lutte bi dañ koy tàggatu parce que coach bi tamit wala ñuy encadré ay taxawaay bàyyi la ñuy taxaw. boo bëggee def ndax asul noonu comme du ko Serigne Ndiaye waxee léegi ñu dindi la ca bu ñu la fekkee ngay jàdd ci yoon wa ca ñàll wa ñu ñoddi la dugal la ci biir teg la ci temps bari na fi ay mbër yoo xamante ne tey jii bu dul woon làmb ak écurie jàdd na yoon bu yàgg. gis nga mbër yi dugg prison. génnaat ñu récupéré leen duggatuñ fa. waaw yooyu amoon bu yàgg ba sax yooyu amoon. exactement bu yàgg ba yooyu amoon. nit daan bëri ñu jëluñu ko prison mu ñëw bëre pare ñu delluwaat ko prison. mooy yooyu daan na loolu am na. loolu moo tax école de lutte yi ak écurie yi am solo liggéey bu mag ci éducation jeunesse. waaw mais il faut tamit mbër bi ci boppam xale bi ci boppam respecté ñi nga xam ne ñoo ko yor bañ leen a xeeb. ak conscient ci ne lii mooy métier am avenir am la en plus sax békaay dafa nekkul bëri rek parce que téeméeri xale nga leen tàggat pour ñu nekk bëri peut-être ñaar baa ñett ci nekk champion. ña ca des foog ñu am métier ci beneen fànn. waaw waaye nag làmb mën leen ubbil yoon yi làmb. waaw échappatoire la pour dugg ci beneen jamono. ñaata mbër a commencé bëri tuuti am tuuti bëri ñaati combat ñeenti combat dem extérieur nekk diaspora aujourd'hui mbër yi bëri gënuñu leen demeen ñaata mbër ñoo commencé bëri tuuti rek am métier ñu jël leen ñuy liggéey. mbër dafay liggéey. donc mën nga ci am métier bi nga xamante ne moo doon sa métier bi ngay liggéey di ci xëy di ci gont mën nga ci am métier doon champion boo xasee doon champion nag métier bi day tegee ne. day commencé di bëri. waaye nag ñooñu. ci 8000 la ñuy coow. boo xoolee teg làmb ji 5 lay doon baakaar rek. 5 lay doon baakaar ba tax ci fàttaliku El Hadj Birahim Ndiaye bi mu duggee ci làmb. mais daf ci teel a am liggéey. bien sûr
doon na liggéeykat professionnel lamb ji après deuxième bureau. nekk Sonatel di liggéey nekk Sonatel di liggéey. def ko moo tax ku mu waxal ñaari baat ne la demul wuti métier. ku mu waxal ñaari baat ne la demul wuti métier. jaar-jaar la. jaar-jaar la encore lamb ji kon xale yi nañu koy jàppe noonu jaar-jaar la. jaar-jaar boo xamante am métier ba pare. am métier di ko def dafa am solo parce que boo réussirul fii dugg ci la des fois nag comme ni ko Tafa waxee. lamb dina la may daraja joo xamante ne ni dootoo ko mën a booleeg métier. ndaxte fa nga cay toll la ak la nga cay am yaakaar naa ni ku dem ba fayee ko 50 60 90 100 kooku métier la. kooku da ngay daal di doon un professionnel. may nuyu géotechnique Tafa dafa mel ni moom nga léebuwaale. waaw parce que géotechnique mbër la woon te tey jii moo nekk président écurie bi bërir na mais yàggul ci lamb dem dugg ci leneen. waaye Youssou Ndour moo ñuul. di doomu Balla Gaye géotechnique moo xees ñu ngi léewtoo ñoom ñaar waaye Balla Gaye ndeysaan ma nga noonu toog waaye léeg-léeg muy yurndu mel ni kuy bëre waa tamante nañu baaraam tàggoo nañu Youssou dox na ci koom daw na jël ko géotechnique rasu ëñ na ko joo bañ Youssou Ndour daw na sentiré ko ndeysaan xoola Balla Gaye ma nga waaf xam nga sa doom di bëre dafay metti rawatina nga ñëw di ko xool. Youssou arbitre sifflé na Youssou dox na ci koom soo riposte ñi ngi xeex ndeysaan Balla Gaye daw na sentiré ko joo njoowaanu andi na ko joo bañ andi na ko daan na ko ndeysaan waa Pape Diouf jóg na Balla Gaye ndeysaan waa Youssou Ndour nga doon di daw. jour nuyu naa la. maa ngi lay fay Bagaye di nuyu ñu fi toog ñëpp di leen ziar bu baax a baax di nuyu Tafa Gaye di leen ziar bu baax di nuyu sama père Serigne Ndiaye di nuyu waa Ñàkkurub waa Jaxaay waa Kër Mbay Fall bi nga xamante ni falaa njëkk a takkee sama ngemb di ñaanal ñi nga xamante ni si gàmmu gi yàlla def li ñuy fa ñaan yàlla def ko. di ñaanal lépp Sénégal lépp jàmm. di wax ni maa ngi ñaanal sama papa parce que moo nekkoon chauffeur ma Abdou Aziz. waaw sama papa moo nekkoon chauffeur parce que dafa nekkoon ensemble national di dawalal Mama Girassi. moo nekkoon chauffeur Mama Girassi après ñu boole ko ak maam Abdou Aziz. moo koy dawalal Tiwaawoon ba jóge fa ndeysaan. ba nekk moo taxit kon man maa ngi koy. dawal na ku baax. waaw maa ngi koy ziar bu baax ku ñëpp bëgg. man de boo baax a baax wax dëgg yàlla nuyu naa leen bu baax daal kontaan naa bu baax a baax wax dëgg yàlla. waaw écurie bi école bi yow xel mi nga am ci école bi lan la comme que yow la nga doon seen morom ba pare ñu jël la wóolu la def la président. waaw tey jii boo waxee si affaire école bi dama ciy kontaan parce que mun naa ne tey jii am na ñoo xamante ni ñu ngi may seetaan mais kontaan nañu. parce que lu mu dee man tarbiyu naa làmb. dama doon génn sama yaay da doon ma woo fu nekk du ma jot. may nekk si àll bi di bëri ñu bëri naa ak ñoom mbabat. nekkoon naa Somone Gànji Gaal. ngëriñ bambara ngëriñ séeréer dëkk bu nekk bëri naa fa. waaw ba am naa si làmb ci ay turandoo am naa benn boy boo xam géotechnique numéro 2 nañ koy wax. bëri na 6 combats 6 victoire. tey ji ma dem di liggéey ak Serigne Ndiaye maa ngi moom benn combat laa fa bëre su làmb TNT bi ma mujjee bàyyi. mais bi ma bàyyee tamit bàyyuma làmb ji carrément parce que mooy souvent comme lu may wax chaque jour mbër yi parce que làmb dafa am ay ngëneel yu nekk ci biir. am na ñoo xamante ni bu nekkoon làmb kenn du leen jox loxo. waaw loolu sama baat ci kaw parce que am naa si ay ñoo xamante ni tey jii léegi nii jamono ji ku leen xool rek da ngay kontaan. dëgg la waaw te bañ nekkee soñ koñ du ñu woon dara tey làmb yëkkati na leen dafa leen visa ñuy tukki États-Unis di dem di ñëw. te pourtant am na ñu fi nekk bugg ko am mu leen. waaw kon tey jii làmb dafa am ay ngëneel yoo xamante ni war nañu mën a wonewaat suñu bopp ci làmb. ci làmb waaw parce que mbër dafa am lu rëy mbër mooy fëgg président mu tijjil ko bunt yi. yaa ngi dégg. voilà kon tey loolu dafa am solo dafa am solo. Jo wax na lu am solo te boo seetloo tey ji Alaaji Papa Dia au moins y a plus de 50 jeunes lutteurs. yu ne woon ci làmb ji ñu ngi Amérique. ñu ngi Italie. te je touche du bois làmb moo yombal seen visa. bien sûr fi sax ma nga genn wàllu xale yëpp dem na. ñëpp dem ñu des bëreetuñ. ay talent. ay talent pur comme ni Yaya Jammeh. waaw vous vous rappelez bien de Yaya Jammeh.
mais dañ jékki-jékki dem seen yoon. super jamono ay xale ñoom mbay ñang koo ñaa dégg naa Baye Pël ambassade boo ci fëgg ñu may la visa. loolu tamit mooy li Jo doon wax léegi rek lu am solo la nanu respecté loolu nanu xam ne loolu du ñëpp a ko am nit a ngi fi yor million te du am 2 visa. millions te mënta am visa dem Amérique kon mbër bu mënee jël licence am ñu may ko visa mu dem Amérique am na lu américain yi soxla ci ñoom loolu tamit américain du dof de européen du dof boo gisee muy def loolu am na lu ko waral taay gabar yi waaw taay gabari nanu ci fàttaliku lu bëree bëri yaakaar naa ni et puis dinañ ci def benn émission bu soobee yàlla dinañ ci dellu si waat bu gën a yaatu may nuyu nag ki nga xam ne moo di secrétaire général Chérif nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay père. Chérif yaay secrétaire général kon administration wu écurie bi yaa ko yore. waaw. école bi baal leen ma école bi. waaw père bi kay maa ngi lay nuyu di nuyu sama papa Tafa Gueye ak waaw di nuyu ñi àndal ñi yëpp. écurie bi père Serigne Ndiaye moo nekk ci bopp bi ñu ñoo nekk ci ñoo stop ñun ñoo yor wàllum nit kuy ñëw ak ku ñëw ñoo lay dalal. boo waree am licence ñoo koy dox ñoo war a dem sa kër lijjanti la xam day équipe da am enquête morale quoi maanaam daal ku fay ñëw di nga dal ci ay loxo te bu fa jógee lañ dem ba fi nga dëkk wax ak say waa kër xam kii fu mu bokk ak fu mu cosaanoo ak lu ko kuy waajuram quoi. waaw bala nga faa dugg. dañuy def enquête quoi. waaw xam yow si loo nekk. enquête de moralité. enquête morale. loolu daal am na ñu koy dox. waaw parce que ñun duñ ñëw rek nga ñëw de mbër laa ni ñëw encaissé la. waaw war nañ xam foo jógee ak noo kii ak boo ñëwee tamit li ñu war a def si yow. waaw écrit bi daal bëri na ay kii yu ci nekk. am na règlement. am na règlement moo fay daw. mais boo bëree léegi nga am 100 francs. am na looy bàyyi ci écrit bi. wala yow yaa moom sa 100 francs. non am na sama ñaari gars yoo xam ne amoon nañ combat foofu noonu. ba ñu amee combat man maa jëli woon kii permis dañ ko war a jàpp bu baax a baax. Serigne Ndiaye de. Serigne Ndiaye bu ma demee maa dem ba si sóoru mu jox ma kii avance. mu ñëwee ne ko père mu ngi nii mun na ma joxal booy. nee na ñuy soxla ma seen dara te bu entraînement bu jotee moom moo fay jiitu. te fa lañ koy bàyyi. mais nag ci soxla dara de parce que mbër bu fayee ko 10 millions 15 jàpp 20. waaw bu ñu màggee waaw day changé de. kii moom laay wax pour mu changé moom mii léegi. ci suñu màggee waaw. parce que damaa xam mbër. non c'est que mbékay xale yi dañu amagul dara rek. waaw mais bu ñu xasee bay am dara. écurie bi def si am. mais am na ci dama fee teg ay pour am entraîneur que ñu naan non man soxlawuma xaalis. bu leen neexee soxlawuma xaalis entraîneur da ngay fay. kii de moom loolu la ñu woon. Serigne Ndiaye loolu la ñu woon. pour le moment quoi. parce que li ngeen di fayee ko bëreegul. mais xam nga mbër nag moom bu commencé fayee ko kii boo Serigne Ndiaye romb père ça va dañuy changé de. waaw loolu moom jugee mbër la. waaw jugee mbër la mbër moom da ngay ñëw sonn si mbër. Chérif micro bi. da ngay ñëw sonn si mbër nekk si mbër di si def du nekk. doo gis yaay doo gis bàyyi. waaw mais bu tekkee rek nga gis. nga gis nijaay gis. nijaay ñëw yu bees ñu tekkee na doomu bàjjen ku ne indi biteel. loolu ji koy mbër la. waaw mais père moom dañoo yàgg ànd ak moom. ñu nekk dëkk boo xamante ne nii nekk ak ay boo yoo xamante ne xam mbër boo si nekkee rek dañuy am na ñoo xam ne kenn joxu leen cër quoi. man ñu ma nekkal bokk si ñu ma nekkal. ñi nekk. waa koñ bi si jëm boppam ñoo leen dul dëkkal fuñ dëkkul. fuñ dëkkul. waaw dëkk la. léegi man nag loolu moo ma dugal si làmb. waaw maanaam. da nga bëgg a defar. loolu moo ma dugal si làmb parce que damay toog di dégg si ñoom loo xamante ne nii ay naka su dul noonu rek la. baaxul ñooñu lay xëcc taf seen kaw. damay dox sa ñu naan ñu ngi àndal ak bël nii ak nii affaire bi si àndandoo parce que lu bon ak ku bon mënuñoo ànd. mënuñoo ànd. yaa ngi dégg da nga ñëw fekk lu bon def lu baax. loolu la suñu père bi nekk si la nekk. si la nekk dëgg la dox bu dëgg bëccëg. yaakaar naa Moustapha dañuy dellu si waat ci mbër yi États-Unis dañ ciy dellu si waat parce que y a plus de 50 lutteurs. ñii ña nga Espagne. ñii ña nga New York. dumbul
talent bu wóor. quel talent. waroon na doon mbër. warul dem champion. ya xoola New York moom boo fa duggee. ay mbër kese ngi gis. dañuy xeexaat. danañu laale. dañu laale. dañu laale. dañu laale de. du mu day xeex. barke Rasulullah day xeex. wóor na yàlla day xeex day dem. dumbul day dem. dumbul day dem door na. day dem. wulee gën a takk rek. ñu ngi doxal wet ñoom ñaar. daay daje nañu. daje nañu. daje nañu xeex ba. daje nañu. laay daay la ñu ngi xeex. dumbul wuli. dumbul wuli de. laay laay la laaw. waay. Yoff amati na ndam. Yoff amati na ndam. wuli de daanu na. dumbul daan na wuli de. Jaguar yàq ci làmb. Jaguar dem na bu yàgg. kenn mënu ko compter. kenn mënu ko compter. kenn mënu ko compter loolu ak du yàq làmb. bon dina yàq làmb parce que ñooñu tey jii moment bi war na fekk ñuy doxal. Sam même moo tamit. Samba Law bi Italie la des. yaa dara Matar Gueye. waaw jox ko micro. du ñu jeex du fi jeex. Samba Law bi. ak Matar Gueye dem na. mais Matar nag da combat moo daawul bari. day dem du ñëw exactement bu ñu mooy li wax sànq rek. bu ñu dañuy découragé à un moment donné dañuy toog du ñu am combat comme ni ñu ko waxee El Hadj Papa Dieng ñaari mbër di bëri ci écrit bi ngeen nekk 100 ngay wut di munoo am boo jéem fa xasalo daanu benn combat rek dootoo bëgg ci làmb dara. moo tax ñuy lijjanti gauche droite mais nag aussi am na ci ay mbër yoo xamante ne nag ci combat la ñuy nekk promoteur bu wutal leen duggante ñoom gauche droite ba ñu am visa ñu dem seen yoon du ñëwaat mu. dumbul mais amul njëriñ dumbul toog ba mu toog foofu amul njëriñ la mati wala dafay def 50 ans du ñëwaat déedéet bu ma defee 5 mois la waroon ñëwaat parce que xëy itam du ñu leen conseillé ñu ci bari comprendre luñ ne États-Unis boo dépassé sa validité passeport 5 mois yi. c'est mort dafa duggati c'est fini amul kenn bu fekkee nga amal visa. bu ñu ko comprendre nag bu ñu defee 5 mois dañuy ñëw. mais léegi nag ñu ngi départ sax 10 jours delluwaat. waaw léegi ñu ngi wut soxna nag. wut soxna am këyit. waaw ñu ngi wut soxna am këyit El Hadj Papa Dieng. ci lu yàq làmb la. dëgg la. puisque ay talent perdu la. ay talent perdu. quand même. parce que ay champion la ñu yoo xam ni comme dumbul rek dumbul ça fait mal qu'il parte. waaw ndax physiquement ak ni muy. lépp mbër la lépp mbër. lépp mbër pecc meeg bëre beeg xel meeg lépp. donc c'est un talent perdu. je crois que mu toogoon fii lu mu bon bu fi toogee 2 ans bu bëree am na de forte chance daan. dina mën a taxaw ci làmb ji. dina mën a day am position. mais malheureusement je n'ai pas compris son exil. waaw moom ñëpp waroon lañu exilé sauf dumbul. waaw ndeysaan xam naa dollar bi moo xaw a 10. par rapport ak CFA bi. Double yow simmeekul Double yow Double yow Double yow yee doomi Yoff jërëjëf sa moom bu la neexee Double yow sama gaañu yëngul Double yow yee borom Yoff Double yow yee borom Yoff nee na Double yow yee borom Yoff jërëjëf sa moom jërëjëf sa moom defal lu la neex kenn du la laal Double yow
ko da koy neex Double soo jàppee da ngay daan Double yëpp a ngi sa ginnaaw gay Double hey lu ma ko dëggal Double lu ma la dëggal Double lu ma la dëggal kon baax na dina ma yëngal Double dina ma yëngal gaay dina ma yëngal Double dina ma yëngal gaay waaye de loolu am na benn vide bu muy def ci làmb li Alaaji Papa Dieng wax sànq it wax na bokk na ci ndaxte benn écurie benn nit dafa bëre ñaari nit da ngeen doon 20 waaw dëgg loolu day metti découragé ñi nga xamante ne ni ñoom it ñu ngi ci làmb ji te duñu bëre sëriñ dañuy dellu si Pape Diouf ci écurie bi la nag ak Adidas ak kan kii keneen ko nu ma su xeexu lu xeexu waaw lu xeeku lu sëriñ micro bi sëriñ micro bi lu xeexu waaw yow léegi nag yow comme que yow yaa yor entraîneur bi ki Pape Diouf laa jàkkaar lool waaw Pape yow noo gisee école de lutte bi waaw ñun daal ñu ci école bi nekk ay xale di góorgóorlu parce que ñun làmb rek lañu bëgg tamit suñu carrière yëpp làmb moo ko yàq ba ñuy xale ba tey tamit buñu daan nekk école sax ñuy teg dara sax dañuy bëre di ko jël kon ñun bëre dañ ko yàgg bëgg daal waaw te tamit kuñ ci jàppale xam nañ ñun tamit dañ ci réussir parce que ñu koy def dàquñu nu ko permis moo mënee nekk ak moom aussi loolu ci la bokk te moom aussi defar nañu bu baax a baax moom sëriñ waaw dolli nañ lu bëri ci ñun tey jii boo amee mu lay gëmloo yóbbulal sa yaay lii yóbbulal sa papa lii wala defeel nii bul defee nii doxeel nii loolu yëpp père mu ngi koy def si ñun ma ko xamee ba léegi rëccu ma wax dama koy xoolee comme papa ji ma jur parce que sama papa gaañu ne yàlla ko yàlla xaare àjjana te xëy sama yaay aussi maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax di gërëm di sama mag bi ma bokkal ndey ak bàyyi muy Alassane Ndiaye mooy jàppale bu baax mooy Maxime Bargane numéro 2 moom aussi da doon bëre comme ni Maxime Bargane numéro 2 waaw lamb ubbil leen lu porte yoo xamante ne tey moo tax ñu te bàyyi lamb bëreetuñu mais ba léegi seen xel jugul si lamb comme zo mii li ko dal lamb li tax ñu war a mën a jàppale xale lamb li mu réglé ci chômage bi bari na trop déjà bi sëriñ na 20 xale lañ jël regroupé leen te moom 20 la wax am na écurie yu am 50 am na ñu am 100 te li ma jaaxal ci loolu yëpp mooy collectivités yi ak maires yi nga xam ne ñoo nekk ci biir quartier yi ak ci biir commune yi normalement war nañu jàppale xale yi di leen dimbali dañ leen di sauver puisque nawetaan bi c'est bien beau mais kii sunu sport national te kii ñun ñoo ko créé fii rek la am à travers le monde te ñi ko bëgg danoo bari te ñi ko bëgg dafa bari dafa neex Bécaye wala géej gi culture ñoom rek ñoo ci nekk li mu ëmb bari art la ak culture ak sport donc ñun li ñuy ñaan mooy collectivité yi ak maire yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi ñu jàppale xale yi te jàppale xale yi yomb na wutal leen fi ñu entraîné waaw bu ñu amee combat nga jàppale leen wutal leen ay sër c'est tout c'est simple mais bu ñu bëggee ñoom rek sans appui dafay metti gis nga xale yi ku wax ku ñu jàppale lay wax kon defe naa ni bu ñu la falee ci réew wala ci gox li la war mooy ñi nga xam ne dañ nekk ci gox ba te néew doole di yëngatu ci sport te ngeen war a jàppale en tout cas bu dee Europe ay France ak yooyu da noonu lay def noonu la et puis duñ leen ñu bañ leen a xeet ndaxte li tax ñu bañ leen a xeet mooy boo xoolee ñi ci feeñ ba fës ñoom dañ leen di bëgg di jël di utiliser homme politique bu élection jot yaa ngay seeti Balla Gaye yaa ngay seeti Modou Lô seetoo ndax Balla Gaye am na carte électeur seetoo ndax am na carte d'identité seetoo ci dara des fois ñu jël un lutteur jiital ko ci campagne électorale amul carte électeur du voté xamul fu ñuy voté fan la dama ko gis damay ree ba bëgg a dee ma taxaw gis ko ci campagne bi benn mbër mu xam na ma xam ma ree ma woo ko ni ko fii si yow da nga am yow da ngaa mu ne ma père génn ci loolu il faut loolu mooy yow lii Alaaji Papa yow def wax dëgg la yow maire bi yow mi nekk ci quartier bi et puis lutteur bi c'est pas seulement rek boo dee dem fenn mu ñëw gunge la taxaw sa ginnaaw wane ni moom mooy kii bi booy meeting ñëw te woo ci ñeenti booy solo leen ay t-shirt defal leen sécurité non
dañ leen a war a utiliser te lu positif di leen jàppale sport la te yaakaar naa ne mi ngi xeex chômage bi. Bécaye foog ma dugg foofu pourquoi ma fay dugg mooy. waaw non yaa ci war a dugg. xoolal écurie bu toll ni écurie Fass. waay nga xamante ne dafa bokk ci première écurie sénégalais yi. waaye la première. ñu am commune boo xamante ne dafa lëkkale ñetti dëkk muy Fass. di Gueule Tapée di Colobane. écurie Fass chaque année dañuy souffrir ci place bu ñu entraîné. bu ñuy entraîné. dafa ñaaw sax. dañ daan dem ba saison bi dem 3 mois du ñuy toltaan fu dëgg ay fi dugg di entraîné. te Moustapha maire bi bokk nekkoon na président écurie. nekkoon Ousmane Ndoye. nekkoon na président écurie Fass. mais sérieusement on doit dire que deful pas assez d'efforts pour l'écurie de Fass. c'est pour l'écurie de Fass. parce que déjà rek obélisque boobu monument de l'indépendance. dëgg am na terrain basket. am terrain football. am terrain handball. am sax fu ñuy pétanque. foofu mais amul dalaay lamb dugg Fass. war na prévoir war fa xalaat xaal la fa benn roow 30 diamètre. du dëgg ñu fay. te yaatu na. ñu fay entraîner. vraiment. xaaratuñ ko sax ba tey. te le ministre bi fi nekkoon le premier ministre dafa noonu fii def monument bi soo nga def fee dal ndax dañ fi am ay figure El Hadj Mame Gorgui Ndiaye lim teg ci mbéy gi Tigre de Fass nee na ñooñu rek doon nañ ci monument bii pour seen jëmm. dëgg écurie Fass day peine. pour teg ay coono. pour remplacement loolu dafa ñaaw sax. te bu campagne jotee ñu dem jëli ci mbëri Fass yi. loolu dafa ñaaw ñëw solo leen t-shirt. ñu war a dem seen garde corps. dafa ñaaw sax mais loolu tamit vraiment lu nu war a kaar lu nu war a wax. loolu dafa ñaaw sax am na loo xamante ni rafetul nan jàppale xale yi. dëgg bu nu leen xeeb parce que bu dee bu Balla Gaye jógee nga dem ànd ak moom. mais donc ki topp ci Balla Gaye jàppale ko. et puis pour mu mel ni Balla Gaye. Bécaye fa nga nekk kay nekk fa maire. ca dëgg-dëgg bu amee écurie da nga leen war a jàppale jox leen place bu ñuy entraîner. bu ñuy entraîner. mais attention de l'autre côté gis ngeen barki Dembo Ndiaye rek dañuy féliciter occasion pour ñu féliciter waa énergie. waay Moussa Sy seen maire. oui oui ak toit yi neen ngand terrain bu bien sûr. bu ñu war a defaraat def ci ay toilettes def ko ba mu moderne. entraîner mais c'est important. c'est important parce qu'il a un roi des arènes. waay ba pare xam na ne moom fa la dëkk te Moussa Sy aussi. c'est un jeune. boo xamante ne dund na yooyu xam na ne moom. Moussa xale la. Moussa xam na Moussa. combattant xam na milieu bi. milieu nawetaan milieu musique Moussa combattant la ah. meeru Jaxaay bi. waaw kooku moom faalewul bër. c'est pas parce que équipe bu football yi dafa nekk rek ëpp na. cent ASC ku nekk da lay jox 300 da lay subventionné. waaw da lay subventionné. yéen duñ leen subventionné. waaye joxuñu dërëm. te léegi day bëgg bu élection yi ñëwee mu jël booy. man dama la écrit bi boo benn mbër kenn fi du dem. dem. xam nga bu leen jox dellu. maire boobu moom. loolu dafa yomb. moom dafa mel ni mbër rek la compte. c'est pas possible. du jox mbër yi da day jox équipe bu football yi ëpp nañu 10 da leen di jox 300000 jox leen ay maillot ay bas ay lu ne mais duñ jox. non man maire yi ma xam mooy vraiment. 4 écuries nga fa. 4 écuries nga fa. 4 écuries nga jaxaay. amul kenn comme ciy jox joxu ci kenn. ñoom dañuy ñëw di ko kaas. ah moom foofu kan mooy maire bi foofu. Mor Sarr Ba la xaw ma Mor Sarr Ba. Mor Sarr Ba. Mor Sarr nga jàppale sunu écurie bi parce que non mënuñu bu réew mi tollee fenn bu làmb amee mu neex. réew mi làmb daf koy wéttali. réew mi làmb day doon événement. vraiment ah ñuy jël di ci dugal ay millions. amul benn discipline sportive bu am au Sénégal bu ñuy dugal ay millions. ku ko bëgg da ngay dem Europe football ji. boo ko bëggee ci basket da ngay dem mais làmb rek moo am fayeeku 100 millions. moo am fayeeku 50 millions. donc discipline bu mel noonu. mu nekk discipline sportive ay xale di ko def nekk ci réew mi vraiment je crois très bien que war nañ leen di jàppale mais yaakaar naa président loolu bokk na ci seen xalaat. waaw Bécaye waaw loolu moom ñu ngi siy xalaat bu baax parce que wax dëgg yàlla lu waral sax président bi Zidane laa ko tuddee. président. waaw écurie Jaxaay bi. écurie Jaxaay. dama toog si tànn télé gis Zidane di diriger quoi. te ancien joueur la woon. pourquoi laa ma ji loolu mënul nekk. da ngay gis ku bëree ba bàyyi bëree dem nekk ci leneen. war a gestu booy yi nekk ci ginnaaw parce que ñooñu yoon bi day metti il faut ñu am ñu leen poli. ñu leen xëcc. waaw pour ñu ñëw won leen fii ngeen di jaar fii lay jaar. parce que loolu parce que dañu daan créer écurie fal nit président écurie fal entraîneur mais ñoom duñ comprendre quoi. léegi mbër bi mooy wuti combat dem si kër promoteur bi di ko neexal affaire yi ñoom dañuy toog rek yow prince sa mbër mi mooy woo manager bi wala mu woo entraîneur bi ne ko am naa combat. waaw. nga ne ko kañ kan moo ko tëgg mu wax la diw ak diw nga ne kon baax na yàlla baax na. yàlla baax. waaw loolu kon dafiy jeex quoi. waay voilà parce que gis nga yow mbër yi ñooy dox seen bopp combat. waaw. loolu moo fiy jàpp léegi nag boo xamee koo xamante ni dugg nekkoon na ci làmb boo jógee si xam naa bunt yi xam naa fa ñu wutee combat. xam naa ni ñuy def xam naa lu ci bëri même affaire cumbukaay yi dañ koy branché waat rek ma continué waat. yaa doon ma jàppale léegi jàppale sama boy bi
affaire yi day gën a yomb. waaw te affaire yi waaw lépp gis ak jàppalante. te mbër mu toog ci sa plateau. bu lay wax ma lim. bu limul maire ba. bu demee ca koñ ba maire bi dootul waxatee. ma dolli si rek keroog bi tubaab bi jógee Suisse ñëw. parce que maag Jeylaani ñoo bokkoon benn lal bu ñu doon fanaan Jeylaani Pouy. Jeylaani Pouy waaw man Jeylaani ñu nuyuwaale. maa nekkoon ma sama baay Ablaye Pouy. tubaab bi ba mu ñëwee ñëw ikiri caaro gars yi xool ko ne tubaab bi mu ne lenn rek moo ko fi indi làmb nga fi indi. jóge ba Suisse indi xaalisam bu bari war nga ci xam dara. ñoom Issa Pouye ñëpp doon def tournoi Jeylaani moo ko mujjee gagné. defal ko benn tournée mu dem Suisse. anamu tey ji mu ngi siy tedd. yàlla defal ko jàmm li mu bëgg foofu yàlla defal ko ko. parce que wax dëgg yàlla tamit bu baax la mu benn problème maa moom dañuy déggante tamit yéene naa ko loolu tamit. mu ngi nii tey ji lekku ci fii ay millions. parce que gis nga métti woon na côté si bëreem. métti na trop boo xoolee Jeylaani moo fi jëlee 4 appuis. waaw benn mbër bu ko waroon mu ndomb 4 appuis mu nekk lu metti mais tey ji mu ngi sant yàlla bu baax. na fa jabar mu ngi dund waaw mu ngi tam nag mu ngi suivre lamb chaque jour mu ngi suivre lamb kon boog kon lamb na nekk na loo xamante ni waruñu ko caaxaanee man dama si gis lu bari. man dama siy gis lu bari kon lamb kenn waru ko caaxaanee. boo ci nekkee fonk say waajur fonk dëkkandoo yi respecté say entraînement teg si nag di liggéey. di wàcc parce que man def naa maçon def naa formation garde rapproché te lépp maa ngi ko booleeg bëre bi. waaw di nekkat ci yeneen business. di tey ji yooyu yëpp sama dem ba si ak oto yi may liggéey nii sax si lamb la jógee parce que kooku lamb la ma xamee woon. ba ma demee ba bàyyi lamb ma ñëw na ko nii mu yóbbu ma si. waaw jàppale ma si nga liggéey si ma siy liggéey. nga liggéey kon tey ji lamb kenn war ko caaxaane. parce que kër mënuñ la yaakaar ngay entraîné ñëw di lekk di tëdd. waaw dafa metti looloo tax ma bàyyi làmb. di nekk ci koñ bi di tal parce que actuellement nag jamono jooju dëgër na parce que booy man ñu ñoom Lac Rose ñun ñëpp ñoo génnandoo woon. affaire bi seere trop. wax dëgg yàlla tombeek jamono ju sama papa tam feer bu metti. loolu mënoo koo faj waaw mënu ma ko fa affaire yi metti sama côté. looloo gën a tax mais tamit sant yàlla bu baax. waaw parce que amal na ma ay buntu yu bari. waaw wax dëgg yàlla Père Serigne Ndiaye mii dañ koy sant di ko gërëm écurie bi ñun duñ ci mës a dellu ginnaaw. mais kon donc raison wu li tax mbër yi di génn bi dem bitim réew. mooy lii rek. c'est ça. lii la ñàkk jàppale. ñàkk jàppale. ndax jàmbaar amu fi kuñ jàppale fi am. kuñ jàppale nga egg. te Alaaji Papa Dieng lamb grenier la tu sais que mën nañoo doon bokk ci coupe du monde rugby. dëgg la. est-ce que xam nga mën nañoo bokk ci athlétisme. dans toutes les disciplines athlétisme. bien sûr toutes les disciplines. mais Usain Bolt ban mbër ko fi ëpp. amul. mbër yi fi teex yëpp moo leen ëpp doole. moo leen sut moo leen. parce que lamb discipline la boo xam ne lépp a ngi ci biir. te bu yàgg ba loolu moo amoon naa békay. waaw si. bu yàgg ba taw ñoom Lamine Diack ay ñoom Papa Gallo Thiam ak ñooñu dañ daan jël ay mbër. di leen dugal ci athlétisme. mais athlétisme bu dëgg. lu mu naan def. Youssou Dieng loolu ñu may Youssou Dieng. Youssou Dieng. Youssou Dieng dana football. di def athlétisme. di bëri. mu doon avant centre Gorée bi Gorée nekk deuxième division moo ko yéegal première division. Youssou Dieng moo leen yéegal avant centre. ci mën a football am. mën a football di dugal ay 4 bi dernier match bi ñu joué ak Wakaam Gorée Wakaam pour Gorée yéeg keroog 4-1 la ñu door Wakaam à Wakaam mais presque 3 bi la dugal. xoolal loolu avant centre la. mais non parce que lamb grenier la li ci nekk lu war a mën a dundal réew mi dafa bare. et puis war nañu ci lamb ñu war ci mën nag bis ñu xalaata dem jeux olympique. ci bien sûr parce que tamit quand même jot na ay rëg-rëg mi warul bëre ba jeex te demul jeux olympique. dëgg ak genre yu mel noonu. ay champion yu ma leer na sooy ba ñi réew yi mer nii champion bu ma leer na wallaahi azim pour mu nekk champion du monde c'est comme ndox booy naan. taay daf ko may. jabar bi may ko bëri bi may ko âge bi may ko ko. parce que boo demee en France tey jii. avant 10 ans 20 ans ci ginnaaw seen champion yi français la ñu woon. maintenant seen champion yi nekk lu ñu ay français. ay pays de l'Est yi lañu. pays de l'Est ay africains lañu. les Camerounais ñoo fi nekk équipe nationale di bëri. waaw les Guinéens ñoo fi nekk équipe nationale di bëri. tey jii bu ñëwoon ciix rëg-rëg mbaa ñu ne ciix franc mbaa ñu ne ciix Serigne Ndiaye numéro 2 booy yi bëri ci bëri simple yi. bu leen am ordinateur ku ñu ci amoon tey jii. mais man bon ma expliquer le directeur technique de la lutte française def na ma naa ko wutal ñetti mbër yu am moins de 25 ans kenn ki nay peser 120 kilos kenn ki nay peser 100 kilos mu wàcc ko 97 kilos kenn ki nay peser 90 kilos ils n'ont plus de lourd.
mais xam nga loolu boo ko wutoon. mu offrir les nationalités françaises ñuy compétir en France. mais France noonu day def. mais France équipe nationale football. Aliou Diouf mais Aliou Diouf bi mu nekkoon sama adversaire Aliou Diouf yerwaa ko. doon naaw di bëree. ba mu demee France ñu waxtul Sénégal ba tey. waaye daan jógee France di compétir Sénégal di gagné ay médailles mu jóge France nag mu téye ko fa fa nekk champion d'Europe. nekk fa vice champion du monde te bi mu nekk vice champion d'Europe ak vice champion du monde fekk na Maguette Diakhal. waaw bi muy jeune boobu temps début ba su fa nekkoon il sera champion du monde il sera champion olympique. am nañu talent bu bari fii te boo koy répété rek sport bii may Sénégal ndam mooy sport de combat. moo xam karaté la moo xam judo la moo xam boxe la. yow ak man ñu jàkkaarloo. nga lekk say côtelette ak say mbaam ak say yëf yu nga baax say yétitik ma lekk sama cere sama domoda sama dëxin. sa sama laax ñu jàkkaarloo ma wan la sama manoore. toi et moi la laajul xam-xam bu bari laajul business bari. talent bi am na fi ndax Sénégal. da ngay judd rek bëri. yaa ngi toog fii di présenter émission. mais ba ngay doon tout temps da ngaa bëri. waay amul ku jaawal ci bëri ci ñun. déedéet ñëpp a bëri suñu po. ñëpp am nañ nag yoon bu ñuy yëkkati loo suñu hymne national. waaw du dara dul bëre judo karaté boxe. mais il faut mu am jàppale. ñi yore sport bi. ak organisation. jàppale bi mooy organisation voilà il faut mu am organisation ñu xam ne ñun war na noo am. médaille olympique ci jamaa lañ ko mos a am mais c'est pas normal ñun war na noo mën a am médaille olympique ci làmb war nañ ko mën a am ci leneen mais daf koy liggéey moo tax ñuy ñaan suñuy kilifa suñu autorité ñu jàppale nu làmb ku mënta bëri làmb mën nga cee génne équipe nationale rugby mais boo demee léegi en Europe rugby maan yi ñu genn wàll gi Afrique lañ jóge genn wàll gi mais coupe du monde rugby ku ko jël démb Africa noir ñoo ko jël mais kon donc et puis li lay wan ni Afrique mën naa am lépp mi ngi fi dan ci liggéeyul bul parce que Afrique du Sud bu demee ba gagné coupe du monde rugby ça veut dire que donc ñoom ëppale wuñu dara mais organisation la noonu c'est tout di tàggat seeni doom Balla Gaye numéro 2 bi mu demee Europe ba ñëw beneen Balla Gaye numéro 2 nga gis bi mu demee INSEPS ba ñëw mais dañ koo defar ils mettent les choses dañ koo defar moo tax ñuy ñaan yàlla suñuy kilifa ñu jàppale xale yi yaakaar naa Serigne Ndiaye am na loo yaakaar ci xale yi. waaw am naa ci yaakaar bu baax waaw ku mel ni ñoom Adidas ak ñoom Pape. waaw parce que xale yi ñu ngi liggéey teyal micro bi bu baax. waaw ñu ngi liggéey bu baax daal parce que dañuy dem ba Lac Rose di entraîner ji parce que fa la ñuy entraîner ji chaque jour ñu ngi Lac Rose. di fa dajeeg yeneen mbër nag mais booy ñoom ñi ngi liggéey bu baax moom xam naa ne moom bu leen yàlla joxee combat ndam rek ci kattanu yàlla. mais nekk ci banlieue bi avantage la ci mbër. waaw justement nag boo dëkkee booru Lac Rose. parce que mbër yëpp dëkk Dakar ku nekk la nga fa ngay ñëw di entraîner. ñun dañuy toog ci montagne di leen seet ñi dañuy indi 4-4 waaw diini yi indi 4-4 mbër yëpp fa la ñuy entraîner te ñun ñoo leen ko loolu laa leen di wax dama naan leen ña mën a jógee Grand Dakar ñu entraîner fii ñee mën a jógee Medina ñu entraîner yéen ngeen fay 100 francs dem fii entraîner yéen leen fa war a njëkk yéen leen fa war a mujj dëgg la kon jarul ngeen di ci toujours bu jot nañ leen fa dem moo tax na ñuy liggéey bu baax mbokk yi kon l'Oeil du Tigre dañuy xool suñu partenaires yi wax nañ leen ko BICIC banque sahélo-saharienne pour le commerce et l'industrie di liggéey bokk ci ñi nga xam ne ñoo jàpp ci émission bi ñu amaat geneen gërëm gun leen gërëm ndax gis nañu seen taxawaay ci gàmm ndaxte ñoom tamit lépp loo xamee ne ñu ngi koy liggéey rek ci réew mi lañ ko bàyyi noonu it le Black Power def saf na lool ci gàmm yi ndaxte cawarte la indi bu am solo ñuy gërëm tamit Emma mi nga xamante ne nii dafa bokk ci sponsoru émission bi te ñu liggéey bu rafet boo xamante ne nii ci gàmm gi ñoom tamit di jàppale xale yi école des métiers de l'automobile ñu leen di gërëm bu baax ci liggéey bi mbokk yi ñu xool publicité ñu dellu si waat tey école de lutte Serigne Ndiaye la ñu invité mu di école de lutte boo xam ne ay xale rek ñoo ci nekk fas yéene waxtaan ak ñoom xoolit ñun ñi nga xamante ne ni yàlla bokk nañu ci ñu yàlla nattoo tàggat yaram ñu xool lan moo ko war a mën a génne Moustapha Gueye athlète bu wóor la athlète international la sol na maillot équipe nationale Alaaji Papa Dieng expérience am bari na ci sport ndaxte
coupe d'Afrique yu bari dem ànd na ak Mawade Wade kon bu ñu toogee ci wax ci sport ak lu koy jëme kanam nanu xool lu positif li nu war a mën a def pour suñu réew dem danoo war a am médaille d'or olympique bu dul rek mu yem ci jabaa loolu tamit nañ ko xoolaat suñuy kilifa ñu jàppale xale yi def athlétisme war na développer. Éthiopie bokk na ci réew yi gën a pauvre ci àdduna bi waaye am na athlétisme ci loo xam ne buñ ko tuddee ñëpp ni Érythrée Éthiopie Soudan ñooñu rek ngay dégg Kenya ñooñu rek ngay dégg mais ñooñu ni ñuy def bay gagné ci yenn discipline yi mais ñun war nañ ko mën a def Jamaïque gënunoo développé mais Jamaïque dañuy am ay médaille d'or am ci lu ne athlétisme dañuy bokk ci relais dañuy bokk mais ñun Afrique surtout Afrique de l'Ouest ñun duñu dem pourquoi parce que dañu jàppalewul ndaw ñi ñu war a am li nga xam ne moom lañu war a am te il est temps pour ñu jàppale suñu xale yi jàppale sportif yi pour réew mi mën a dem ñu xool publicité dellu si waat ci l'Œil du Tigre ak la TFM. Puissance et énergie. Produit par l'industrie des boissons du Sénégal. EMA, École des métiers de l'automobile, une école 100% sénégalaise qui assure des formations qualifiantes et certifiantes dans les domaines de l'automobile. L'innovation qu'apporte EMA dans l'enseignement, c'est qu'elle offre à ses apprenants une formation sur mesure alliant théorie et pratique. Les cours théoriques sont dispensés dans les salles de classe et les amphithéâtres avec des professeurs hautement qualifiés et des cours pratiques dispensés dans le garage complet DMG Universal Auto en situation réelle. Les étudiants ont accès au garage mécanique, à l'inspection technique, au département tôlerie, peinture et au service express. Tous les départements de ce garage sont dotés d'outils technologiques de dernière génération. EMA propose différents types de formations, formation en mécanique, en carrosserie, en peinture et en gestion d'atelier pour aboutir enfin à notre package FFI, former, financer et installation de garage. Nous formons, nous finançons et nous assistons. EMA, École des métiers de l'automobile. Inscription et information au 33 869 04 17. info@ema.sn. Avenue Fad Ben Abdoulaziz, angle autoroute. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu dellu si waat ci l'Œil du Tigre li ñuy wax yépp lu ko développé la lii ñuy liggéey am nañ ci cër boo xamante ne ni xel du doy te kilifa mën na ci taataan xale yi mën nañ cee taataan ñu xool naka la ñuy def ba évoluer ci wàllu wi ne parce que mënuloo nekk rek ci benn niveau nekk nii rek làmb fii rek la yem
te ñu am ñoo xamante ni CNG jàppale na leen ba ñu dem sur le plan international am ay médailles. Afrique xam nga moo tax tournoi de Dakar sax damay toog ba jeex tournoi de Dakar pour la chaque année yaay jël tournoi de Dakar day mujj day dootu ko jar sax mais ñu dem fu weesu tournoi de Dakar. ñu dem Coupe d'Afrique tournoi championnat d'Afrique ñu dem Jeux olympiques ñu yóbbu fa suñuy mbër ndaxte am nañu ñoo xam ne mën nañu te loolu yaakaar naa ne dina tax Double Less bu ma juumul demoon na Jeux olympiques Ambroise Sarr dem na Jeux olympiques Roch Mbalax dem na Jeux olympiques man mii dem naa Jeux olympiques yow dem nga 88 loolu Malal Ndiaye waaw mi ngi noonu Cheikh Mbaba Cheikh Djib Mbaba Diouf Malal dem na Malal Arona Mané Papa Diop Papa Touré ñu jàpp ci waaw te ñooñu ñëpp dañu war a am médaille. Bécaye foofu la benn entraîneur waxoon ne. Sakho Mamadou Sakho mooy Double Less. Double Less. S'il était un Français. waaw il serait 4 fois champion olympique et 8 fois champion du monde. champion du monde. oui par sa taille ak gabareem. waaw te dëgg la. parce que ñu daan dajeel di bëreeg ñooñu moo leen gënoon bind ci taxawaay gën leen bind ci jëmm. ëppoon leen bëre mais Sénégal gis nga Sénégal. liggéey xamul tax yàlla may ñu. imagine toi Double Less Sénégal gi mu nekk nii. amul lutte olympique musul bëre gi tapis xam amu fi bu bëree gi tapis rek entraînement la. nga dem champion Jeux olympiques ou championnat d'Afrique di indi ay médailles tous les ans nga indi 2 médailles. nga dem Maroc te ci tapis seen culture la. nga dem Tunisie seen culture la dañ koy def tout le temps ay compétition la. nga dem Égypte dëkk boo dem ci Afrique dañuy am compétition compétition olympique. comme football ni mu amee Jaraaf Gorée nanana. mais Sénégal amul compétition de. entraînement gi tapis bi rek regroupement 15 jours gàddu yóbbu ngeen di ñaari médaille d'or muy Ambroise Sarr muy Double Less muy ñoom Papa Diop mosuñu compétir fii. entraînement dong la ñu doon def. waaw yaa xayti mu laana ñooñu nag jël leen yóbbu leen dans les meilleures conditions. waaw rek ñu indi la ko. ñu indi la médaille olympique sans problème. indi la ko. Yana du jeex Double Less du fi jógee. Double Less du fi jógee bis ñu ngi fi. Double Less. Amadou Kane Diop du fi jógee ñi ngi fi. ñu ngi fi xale yi Diop du fi jógee. xale yi tous nos grands champions yi daan indi ay médailles d'or. te yooyu temps moyen amul compétition amul. am na ñu leen gën a xarañ dàq leen bëre ëpp leen doole gën leen baax constitution. te boo demee regroupement 2000 francs lañ leen daan jox sax boo moytu. man sama jamono 1250 loolu. 1250. par jour. boo génnee mu nekk 2000 francs CFA. quelle motivation. nga ànd ak nag benn. boo génnee extérieur. extérieur nga am 2000 francs CFA. nga def ci compétition yëpp kenn. maximum 2500 fooy gagné médaille. 2000 francs CFA nga def fa 10 jours. muy 20 000 francs CFA. boo wàccee aéroport. di nga déplacé wu à droite taxaw jël oto Ngor Yoff Ouakam dem ñibbi. car rapide. autant bien sûr autant lay wax maintenant léegi nag c'est am na changement amélioré nañ ko kam amélioré nañ ko mais ba tey rek dafay yem te bu njëkk da nga ànd ak ñu daan les délégués maanaam ki état yónni pour mu encadrer leen. ñu nekk ñaar doo leen sax teg bët ci compétition ya dinañ ñëw benn yoon toog ak yow restaurant añandoo ak yow. mais ñooñu. encouragé la dañu am plus de 50 000 francs par jour ñoom. waaw boo lekk seen salaire aura bi ñu am. ak li leen Sénégal defal. waaw yow mi dem di reyante ji nag yaa ngi am 2000 francs CFA par jour boo nekkee regroupement 1250 par jour. Roger Mendy te teew ñu daan indi ay médailles. ay médailles ay médailles d'or ñu ko daan indi. ay kooku boo ko joxoon sa journée 100000 da lay indil médaille. Roger Mendy mu ne 5000 francs lañ leen daan jox. xaw ma 2500 football la football sax moo tane équipe nationale du Sénégal c'est un temps. léegi la affaire bi changé parce que boo yëpp nga Europe boo leen fayee 5000 duñ ñëw. duñ ñëw mbokk yi kon ñu xool lutte traditionnelle dañuy dem Adrien Senghor xool la fa am ñu dellu si waat ci l'Oeil du Tigre. benn combat Pape Ndiaye jël loolu ma ñaari combat yi daan na ko Pakala daan na ko Pakala daan na may Ndour beneen ngi nii ci géew ngel jonn takk ngel ña ngay bëre Papa Ndiaye ngel daan na ko ngel daan na dem final. ma la jàpp naa la defal bagage. waaw baax na. dama lay lekk billahi wala. ñoom ñaar ñoo war a bëre arène Pape arène la ñu war a bëre. 2,5 millions. dama naroon a bindu Pape mais tey mooy loolu sama tànk day métti. maa mi gars ñoo la mën de soo bindoo nit Walf TV ñàkk la de. ña nga ca.
bëre leen waay Serigne Ndiaye Sele Mele Selek Serigne ña nga ca avertissement Sele Mele avertissement Moussa Diop Babacar bañ ko andilee jiit nag jiit yi bi mu ko bettee ren jiit day lakke. wax na dëgg day lakke de. jël na tànk ba da koy daan wala lan ngay bëre nañ. waa Ibou Ndiaye mii. bëre caxabal kott mu bañ kott yéeg rëpp daan na ko oh daan na ko. daan na ko. la ilaha illallah. daan na ko. yaram wee tàng comprendre ko. général xamoo lu xew. 130 kilos de muscle. pas de graisse. barki Serigne Touba. par ne woon na tey doo ci gën daf lay duma. loolu waxoon sax. doo mën ngay duma sa doom ngay duma yow mi sax su ma ko bëggoon duma day métti doomu Joof yor nga am di doomu séeréer séeréer yi am si man yaakaar. Babacar yow xam nga ne man. waaw mosuma laa xam ci lool damay jàpp rek ñëw. julli. waaw ci lool kese laa la xam de. bàyyi ko foofu rek. mosuma laa gis nga tag. damaa bëgg andil problème rek. mosuma laa gis nga naan. bàyyi ko foofu rek. mosuma laa gis nga sangoo. daa baax rek kii daa kontaan rek. yàlla daal am na doole. moo fi nekk. waaye du tere ñuy ñaan. jël na daan na ko. Pakala daan na ngeen jonn dem final beneen a ngi ne ci kéew ba. ñaari mbër yaa ngi ci Pape. Ngor ñaax Caatu Malaw jël nañ sa tànk. wër nañ la ndomba Caatu Malaw. Ngor ñaax war na ko ndomba daanu nga. Caatu daanu nga. arbitre sàkkan nga de. daanu na bu yàgg arbitre. fooy looy def nii. daanu na. gis nga ko. moo du magum kenn. day bëre. kenn ëpp ko ci doole maa la ko wax. kenn ëpp ko ci doole. Serigne Ndiaye. ma ngi koy dóor tànk ma ngi koy dóor njiin mu bañ. njiin ma ngi koy daan wala tu ko daan rëpp na war na ko ndomba daan na ko Serigne Ndiaye numéro 2 daan na Pakala. daan na ko. daan na ko jëlee sax ci wecc la mi. grand frère la. waaw loolu mooy lutte traditionnelle Moustapha yaakaar naa ni école la boo xamante ne ni dafay tàggat doomu aadama moo dem ci mbapat yi daan am moo am mais Alaaji Papa Dieng léegi mbapat amatu. c'est malheureux ndax xam nga loolu tamit dafa wàññi talent yi daan école puisque mbër yu bari ci mbapat yi lañ feeñee. lan feeñee. léegi comme li Moustapha di wax sànq écurie bu toll ni Fass amul fu mu entraîné. c'est triste. te Dakar rek laa la wax muy Grand Dakar xam nga dafa doon am mbapat. mbapat fal dëkkoon. tubaabu joor. xam nga boru BCEAO fu la daan def mbapat. Fra lukkee ko. waaw Mbaye Guèye. waay Mbaye Guèye Fass dafa daan def mbapat. waaw. donc ay ñoom. mais am na booy bambara am ñaari mbapat. mbapatu Mbaye Guèye mbapatu maam góor. waaw Mbaye Guèye mbapatu Boy Bambara. waaw ak mbapatu Boy Bambara. ak Gueule Tapée. Gueule Tapée dafa daan am mbapat. Chessman moo ko daan organisé. donc yooyu yëpp manque de talent bi am actuellement ci bëri bi loolu la moo tax Serigne Ndiaye jëlee sànq ñoom ñi dëkk ci banlieue bi fa la champion yi di génne. fa la champion yi di génne Serigne yaakaar naa ni loolu bokk na ci lu war a mën a defar làmb. waaw. mais nag xale yi tamit Serigne léegi bu njëkkoon ba pare amuloon xeex. léegi gis moo tax sax kii duñ sawar a tëgg mbapat da ngay tëgg mbapat organiser def ko pour xale yi compétir ci mais dañuy ànd ak yeneen nit ñooñu ñooy yàq mbapat yi du mbër yi rek da ngay daan sa mbër yow nga fekk waaye ci biir wala ngay saaga bi wala groupe bi ne fee jóge fële daw song beneen groupe bi loolu moo tax kenn bëggatul tëgg mbapat dem nañ ba police yu jaxaay sax ne woon na fii mbapat dootu fi amati parce que saa bu amee rek
dañuy mujj di am na boo xam ne nii ay grenade lañ fa mujj jëli ñuy sànni. wala loolu. te booy dama leen bappat yi bu ñu koy def pour yéen la pour ngeen mën a compétir pour am dara. mais bu fekkee ne yéen da ngeen ko ñëw bëgg ko salteel. c'est que nag ñi ci bokkul ñoo koy yàq. parce que day am benn waaye boo xam ne nii gars yi ñoo koy indi ko mu kii xam nga bu ñu ko daanee ñoom ñu mer. te ñooñu duñu way mbër. ñooñu ñoo koy gën a yàq parce que mbër yi dëgg dañuy bëgg a bëre. parce que bappat jaral na lu rek parce que dañuy am na ñoo xam ne sax dañuy laaj mbër yi 1000 francs ku bindu joxe 1000 francs te booy dañ koy joxe. mais ñeneen ñi ci bokkul ñoo koy yàq. ñoo ñëw yàq ko ñoo ñëw yàq mbapat bi. Ama Baldé en 1 mois même pas 1 mois perte na 150 millions. ah oui. waaw je vais m'expliquer te c'est pas normal boole nañ ko ak Tapha Tine fay ko 70 millions. wala 60. combat ba yàlla. ñu boole ko Modou Lo fay ko 80 millions. mu ne du ko bëri. kon lu mu doon toppee moom loolu est-ce que jarul tamit mu xoolaat écurie yi xoolaat conseil yi nekk ci écurie yi xool loolu lan moo koy indi. li koy indi mooy mbir mi nekk kilifa boppam amul keneen dul moom boo xam ne mooy décider ci sooram xam nga c'est différent. xam Moustapha Guèye bi mu nekkee Fass Mbaye Guèye ngi taxaw ak Malick am loo xam ne dañ ko koy imposer par force mu def ko. parce que ñoo ko mag te famille bi moom moo ci. ki ci gën a tuuti seen famille. donc bu Malick taxawee wax ma sax Abdou ak Mbaye Guèye ni ko lii ngay def daf koy def par force loolu nag moo amatul léegi bëri seen bopp ñooy seen kilifa bopp. mais est-ce que des fois tamit tout ce encadrement ci boppam sax ñoom ci seen bopp ñooñu doon la de war laa défendre pour nga dem conseiller la ñooñu bëri ñoom seen bopp ñoo naan leen la fay dafa tuuti. waaw mais ni boo ma nee li ñu la fay dafa tuuti man la ndax mun nga ma koo jox wala am nga ko. ndax du ma topp nit. ñaari at naan moom laa bëgg a bëreel damay bëreeg moom kooku ni la du ma bëreeg yow maa la raw dem ba ca biir mun la pare naa ñu fay la nga ne doo bëri loolu amul raison. Moustapha yow lan moo. parce que moom li muy laaj mënu ko am ci bëre bi mënuñu ko fay 100 millions na bëre 80 millions bu ko yàlla mayee ndam boo liggéey. parce que lay indi 80 yi mooy daan. mooy daan. bu daanee am 100 et quelque. parce que Modou Lo dégg nga li mu la wax fii am na ay bëre yoo xam ni. dañ ko fay baaxul mais daf ko bëri xam ne bu daanee dina egg fa mu jëm xam nga bi mu bëree ak Balla Gaye ba pare bi muy bëri ak Baye Mandione dañ ko fay xam nga wute naag lañ ko fay contre Balla Gaye mais ba mu daanee Baye Mandione jóge fa daanaat beneen mbër bu dëkk caaro yi xam nga ne moo ko indi fi mu nekk tey moo ko may li mu nekk ndax tamit affaire weccit la da ngay nangu lii boo liggéey nga da ngay perte fi gagné fee quand même mais Ama Baldé ñaari combat yooyu mu perte loolu année blanche la waaw ñaari combat yooyu mu perte ba pare Ama Baldé bëriwul daaw. mais perte gu ko je pense que ne. waaw perte gu ko waaye mën na indi. bis bee demee noonu rek. waaw jaxaso. perte gu ko mais jar na càmbar. parce que talent benn Ama Baldé ak li muy drainer am combat ak Tapha Tine ñu koy dox mu capoté mu Modou Lo nekk si yoonu capoté loolu sax déjà baaxul si carrière lutteur bi Ama am na temps am na champ bu mag boo xam ne Modou Lo amu ko. li dese Ama Baldé ci làmb desewul Modou Lo am nañ benn différence d'âge mais bariwul ah. bari tax koo bari déedéet. bariwul de ay différence d'âge 4 ans 5 ans. ba tey. est-ce que mat na ko. 4 ans. war na mat 4 ans ou 5 ans bon. bon de toute façon 3 ans yooyu ah. parce que bu ma dee fàttaliku bi. ama bi minimum 4 ans da ngay war na mat 4 ans. non 4 ans 5 ans la. 4 ans 5 ans la. 4 ans parce que bëri nañu mbapat ñoom ñaar. si mais génération lañu. waaw génération lañu. même bu ko magee 10 ans génération lañu. donc Ama logiquement bu ñu dee teg logique làmb dañ naan Ama Baldé mooy dëkk Modou Lo. bu ñu fayoon Modou Lo milliard fay ko 80 millions xel nangu na mu dem jël 80 millions dem bëri ji. dem am victoire ci Modou Lo. teg ñee xam. su boobaa la Modou Lo fayee ko ba tax mu koy naw moom. wala ay nit di ko naw. ba ne def ko ëppale trop. su boobaa moom moo koy laaj. investissement la. investissement bi mooy làmb sooxe na. lamb doy na waar lamb jaxasoo na ndax li fi jaar daaw tiital na promoteur yi ba ay coow fi ama lu palpable sax amu ko fi lu wóor loo xam ne bu ñu nee kaay teg ko kitaab ci am nga yóbbu ay discussion moo fi am est-ce que bu d'accord woon sax gars yi dañu ko teg ci kaw taabal ji mais man le conseil que je donne à Ama mooy si fekkente ne li may dégg na 80 millions de francs lañ ko fay
war ko moom moo war dem génn këram dem ci promoteur ba jël. doo ko ñëw wax ak waa këram dañ koy fekk si rek. waaye nag il faut ñu reconnaître aussi ne Ama mérité na aussi ñu fay ko 100 millions. dëgg la waaye 80 millions tamit bonul pour mu dem jël ko. lu ñu fay Modou Lo jarul wax Modou Lo lu ñu ko fay mérité na ko parce que. dafa nekk roi des arènes sax liggéey na ko ci làmb lu mu toogee ne fayoon nañ ma nangam. dafa nekk roi des arènes mais Bécaye xam nga lu may kontaan loo fii. mooy je pense que ne bu làmb gi déclenché. ba Modou Lo Ama nangoo bëre ak moom je pense que ne jotaay bii amul fii ci Lady Tigre bokk na ci. encore am na beneen bu amaat ci ginnaaw. mooy Balla Gaye numéro 2. nangu la bëree ak Boy Niang. Boy Niang waaw damay ñëw ci boobu léegi. nga xam ne kon yëf yaa ngi ubbeeku. mi ngi ubbeeku. guy gi ëmb seen guy gi ëmb seen. tu vois donc combat yaa ngi ubbeeku. mais loolu léegi nag les bailleurs anañu. number yi raisonnable lamb neex. lamb ñoom ñoo war a dekkal lamb. dafa kay nit ki nekk li ngay liggéey yaa koy ñoŋal. ñoom ñoo war a yee lamb ji. ñoo war a taal safara si mu tàkk même bu dee nekk à perte. balaa maa jox keneen yow laay alaaj combat bu jaabu la. kan ci Ama Modou Lo. mais mooy combat bi normal amul benn combat bu Modou Lo bëri mu neex te du Ama Baldé. Ama Baldé rek mooy amul combat bu Ama Baldé mu bëri mu neex c'est déjà lancé. c'est lancé logique lamb nangu na ko. yow ci biir bëre bi loo ci gis. moo ci biir bëre bi nag. doy na waar dafa am nag loo xamante ne Modou daf ko ëppalee Ama. ci làmb. Modou dafa am la technicité bëre. bu xaw a devancer un peu Ama. am la technicité de frappe audace bu dépassé bu ëpp Ama. après ëpp ko vécu ëpp ko nombre de combats de référence. ëpp ko expérience. waaye nag toujours nag. l'expérience face à la jeunesse. dafay indi culbuté. dëgg ak enthousiasme. Ama mun na am na luy génn ci Ama loo xamante ne. moo koy am na luy dégager ci Ama loo xamante ne. moo koy yóbbu à la victoire. enthousiaste de jeunesse la xaru te explosif plein de choses yoo xamante ne. moo koy combat boo xamante ne bu doy waar la. te dama gis day jël combat. non Ama beneen affaire ah moo tax man ñu naan bañ na 80 millions sax daf ma jaaxal. parce que déjà am na ngemb Modou Lo war ko ëpp ngemb. xam nga ngemb dafa am solo ci combat capital. Modou keroog bi muy ci jàkkaarloo ba muy lim jàppaleem. te mën ne ko yow yaa ngi doog a wax li ma daaneel. waaw loolu it. Bécaye. ah Modou am na jàppaleem. Modou Lo kenn waxul ngembam. Modou Lo il a atteint le sommet. mais dama ne la Ama Baldé yow mi xam nga ne am na ngemb. am na ngemb bien sûr. mais vous parlez de mystique là bëgg na ngemb. ah mystique waaw foofu laa wax. ok d'accord mystique laa wax. boo déggee ngemb kay mooy mystique. waaw am na mystique. am na ginnaaw am na mbooloo. te xale la am na mbooloo. te xale la. te am na gëm-gëm. waaw te bëgg na. te bëgg na. te fa lay Baldé yi bàyyam. donc am na ay qualité. ku munul daan kon. amul ku munul daan ci la ma ji. daa sa tax mu daan Tapha Tine. non boo gisee Modou Lo bañ ba si yàgg nangu dafa xam ni moom la war a bëri. xam nga bu ñu toogee fi wax ni moom nga war a bëri. Serigne loo ci boobu combat. combat bi de Sénégal gépp moom la ñu bëgg. mooy combat le royal. voilà parce que combat boobu ni ko Ama sax warul woon bañ. Ama sax bu ñu ko joxoon 20 millions sax war na. waay dëgg parce que ni mu laaje waa ji moo garaaw. parce que nee na moom moo ko jaaxal. te daf ko nee dafa bëri woon bapat ak yooyu ñuy wekk. mu daan ko waaw mu daan ko. kon war na ko mën a jël. te Ama bëri woon ak Tapha Tine amalu ko woon benn kii parce que daan na Tapha Tine jëleen sax kii nu mu tuddati Siteu moo gënoon parce que Ama waratul bañ kenn. parce que boo gisee li mu daan lépp Ama bi mu jógee léegi ñi mu daan ñëpp ñu mën ci làmb ji la. parce que sos xale musu ko daan te daan na ko. nu mu tuddati kii dëkk Yoff. waaw Malick Niang moo ko farane. kon temps damay wax ne bu ma doon joxee meilleur lutteur. waaw Ama Baldé laa. Ama Baldé si parce que li mu liggéey la. te leneen bi balaa maa ñëw ci. xanaa xamoo ne Tapha Tine Ama moo ko yàqal làmbam. waaw mais bien sûr mais bu doon woon nag loolu rek bon Tapha Tine bëri dem na te balaa maa ñëw dafa am lu wax lu am solo muy Boy Niang Balla Gaye mais balaa ma ca ñëw Ama na fàttaliku 90 la fekk Modou Lo Mbour làmb jullit 2010 la fekk Modou Lo Mbour Modou Lo war a tuus ci benn làmb fu Luc Nicolas tëggoon Auguste assurance mais dama ne la Ama da moo tee Modou Lo tuus fa mu ne kenn du fi tuus la Double Less defoon Mbaye Gueye ca Maxari Thiar ñëw daaneel ndënd yi la def
ak am solo loolu. waaw Double Less dafa ñëw xam ni Mbaye Gueye rek la fi war a mën a bëre pour mën a bokk. ak am solo. ñuy tuus daaneel lamb Mbaye Gueye ba pare talal ko ay loxo summi verre yi. summi verre yi daaneel ndënd yi ni kenn du fi tuus. Ama def na ko ñu xeex fa xeex bu mag. oui waaw te boobu Modou Lo mi ngi doog a daan bàyyi ma ñoon dem taxaw ci wetu Ama faral ko nga bàyyi dafa neex. ñu ñëw ci Boy Niang Balla Gaye kooku yaakaar naa ne boobu tamit li ñuy wax ci Modou Lo ak Ama moo nekk ci Boy Niang. kon sax nga sama lañ ci. waaw moom combat bi daal bii A la bii B rek la amul différence. te yëpp war a taxawaan. yëpp war a taxaw. dëgg la non Balla il est conscient que ne adversaire am actuellement ci làmb ji. Boy Niang la c'est Boy Niang. malgré sa défaite. parce que mënul bëraat ak Modou Lo. non mënul bëri ak Eumeu Sène. non demul di jëlee risque. Gris Bordeaux Bombardier. Gris Bordeaux. ki éviter un peu. Tapha Tine. moo Gris Bordeaux. bëgg na bëri moom bëgg bëri moom. te yàggul mais bii moo ëpp enjeu. waaw mais ëpp important aussi pour moom. et puis moo ëpp important. après Gris Bordeaux mën na suivre derrière. en cas de pépin ou en cas de mu daana. te nag ay combat la yoo xamante ne ay combat haut risque la. ñaar champion yi mag yëpp nag. ay risque mais risque la ci Modou Lo. risque la ci aussi Balla Gaye. parce que tout peut arriver dans ci benn combat de. dugal leen say baayam. Sa Thiès nee na ko pare na mbokk yi arbitre bi sifflé na bés bi. tey la 11 mars mbokk yi 2018 Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar seen bés la boo xamante ne ni ku ci daan di nga am fu sori foo yegg ci la am ndax ñoom ñaar ay ndaanaan lañu Sa Thiès ak Boy Niang mbokk yi ñoom ñaar ñi ngi lewaatoo Sa Thiès ak Boy Niang ñi ngi lewaatoo attention Sa Thiès ak Boy Niang ñi ngi lewaatoo Sa Thiès mbokk yi moom ak Boy Niang attention ñoom ñaar attention Sa Thiès mépp na Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar attention xeex nañu Boy Niang ak Sa Thiès xeex nañu ñoom ñaar Sa Thiès Boy Niang jàpp na ko mot na ko wala nu mu ko def ñoom ñaar ci suuf jàppante nañu Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar ba tey attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu attention KO Sa Thiès Boy Niang daan na ko Boy Niang daan na Sa Thiès jël bi rëy na guy gi Eumeu Sène. guy gi Eumeu Sène c'est un combat aussi. waaw guy gi Eumeu Sène. ñetti combat yi ñu teg yëpp même schéma la. même schéma la loolu mooy xale yi nangu nañu léegi. waaw delloosiwaat nañ làmb la ci jamonoy Moustapha Guèye. ci jamonoy Serigne Ndiaye mii ndax bu ñu fàtte ne. bi làmb jaxasoo tëju ubbeekul. Serigne Ndiaye mii ci la daan daaw de femme mii. ñu naan grand contre petit. waaw génn dem yoonam. man mii ci laa daan docteur Faye. génn dem sama yoon. Lang Sané ci la daan Aliou Seye génn dem yoonam. wax nga dëgg lamb ji ubbeeku na. lamb ji xale yi amatul léegi nag. waaw ñett bu génnee ci xale yi rek. dugg ci mag ñi rek jeex na. te ñett ñu nuy wax mooy ñett ñi nga xam ne ñu ngi taxaw. guy gi Boy Niang Ama. te ñooñu dañu war a. mu des nag ay Sa Thiès ci ginnaaw di lang-langee. Sa Thiès a ngi ay Forza. ay Bombardier nee na bëgg na Reug Reug. Bombardier nee na bëgg na Reug Reug. alaaj Papa Dia Boy Niang Balla Gaye. mooy li Moustapha wax rek. combat à risque la. ndax Balla li mu def ci làmb lépp. mi ngi bëri xale bu danger. ndax li sax Boy Niang danger mooy dama la wax day compter say pas fi nga koy teg ak fi nga koy teggi ak fa nga jëm. bëri bi yëpp daf koy xalaat. c'est un jeu d'échec. te Balla du xaar de. Balla day egsi. Balla du xaar. ah non Balla salaamaaleykum Balla daanaan lamb la nag. bu nee nii rek ñëw na. Balla tàmbali ay sàbbe. non Balla moom sa waay. bu nee nii rek ñëw na. mburu arène la bu yëkkatee loxo bi koy jeex. non mburu arène la moom. day ñëw def li mu war def.
waxoon naa leen ne Bécaye xale bi bu ñëwee du battre bëre bi il faut mu seet lu muy def waaw tamit loolu dafa yomb. ñoom ñaar ñu ngi ni salaw. il faut mu xool. géwél yi rek ngay dégg. 19 heures 1 minute et quelques secondes. fu mu nekk ñu ngi bëri xel. daje nanu lamb ja jeex na. lamb ja leemu jeex. ñoom ñaar lii la ñu bëggoon. Balla Gaye jàpp na Yékini jàpp Yékini Balla Gaye. Balla Gaye ak Yékini. Balla Gaye ak Yékini. Yékini neexul a daan ci loolu. Yékini jàpp na ci ngem. li nit ñi bëggoon la ñu def. Balla Gaye jàpp ñu ngem. Yékini bëgg naa jàpp na. Yékini jàpp na. lan moo nar a am. mais Balla Gaye dafa teg bopp bi ci. waa ndengeñ bi moo gêné Yékini. Yékini bëgg na liggéey Balla Gaye bañ na. ma koy xañ ma ngay res. Balla Gaye Yékini. Yékini ba tey Balla ko ndengeñ. Yékini dugal na bopp bi. Balla koy génne. Balla jàpp na Yékini. ci ngemb bi ba tey. Yékini benn loxoom jàppul fenn. bu roccee loxo bi day xeex. Yékini benn loxoom jàppul fenn. Yékini benn loxoom jàppul fenn. Balla Gaye Yékini jël na ko. Balla Gaye Yékini suuf na. su Yékini def na 4 appuis wala def na 4 appuis wala deful 4 appuis. arbitre nee na leen nanu bëre. Yékini doon na dooraat. Balla do ci. Yékini deful 4 appuis. dinañ ko delloowaat. dinañ ko delloowaat. Yékini nga koy takk. Yékini nga koy takk. Yékini nga koy takk. Yékini ak Balla Gaye. Yékini ak Balla Gaye daan na Yékini. ndaanaan la. ak lucidité Balla nag il peut être brouillon ci li muy def. non mais c'est un maître lucide. ci biir combat. c'est un maître. am na ñoo xamante ne yàlla fi mbir ñu doon ay mbër kese. waaw commandement mbër yi tëgg face amul leneen lu mu def ci àdduna. mbër kese la. mbër kese la. Balla Gaye c'est kese. Balla Gaye mbër la. Balla Gaye même en méforme bu ko nekkee. donc jàppul forme il vient de exploser. c'est un champion. donc c'est ça loolu la ñuy wax un champion buy nelaw sax. day nekk champion. c'est un véritable. bu accepté nag vraiment bëre Boy Niang mu ubbi na bunt yi. wax dëgg su boobaa dina gis combat boo xamante ne. combat bu neex la. combat du ko dàq ci popularité. du ko dàq ci bëre du ko dàq ci temps. ndaanaan lanu man daal loolu la ñu bëgg muy Eumeu Sène Gouye Gui. Ama Baldé Modou Lô. Boy Niang Balla Gaye. loolu yaakaar naa ni combat li nga wax léegi ci Balla Gaye lucidité Balla maa ngi ko xam ci combat am ak Tapha Tine. danoo nekk ci ñoom ci seen diggu géej bi Lamine Golo ñëw jël butéelu pétrole xaw ma essence jox ko musul moo ko waaw mu jax koo jaawale ak saafara yi musul moo ko mu ñëw fekk leen ñu koy fomp ma ngi filmé man leen yéen loo ngeen di fomp Lamine ma pétrole bi laa ko jox musul mais xoolal bi combat bi commencé dafa mel ne loolu yëpp ba mu yëkkatee loxo ba la combat ba jeex. et puis jàppul loolu moral te bi muy dem waaw mi ngi def nii waaw mais jàpp ko ci bopp bi. daanaan la. mais Bécaye aussi l'ancien roi des arènes 2 fois roi des arènes Bombardier ubbi na brèche tamit. mais mu ne bëgg na Gouye bëgg na Reug Reug mais Reug Reug kan ma ko war a bañ. kenn. bëgg na Reug am na ci yenn feeñ yoo xam ne bu ko champion feeñee dañ ko war a ubbi rek mu dugg. parce que tey jii Bombardier bu toogee am rëyaayu oyofaayu man da Reug Reug daf ma daan woo ma koy conseillé. tey jii nag bàyyi na conseil bi fee bëgg a bëri rek man ubbi naa sama bunt. dama koy wax mu ngi ci àll ba. et nag mu nekk combat boo xamante ne challenge la pour Reug Reug imaginez-vous tey jii Reug Reug bu doon nag Bombardier daan ko. c'est possible jéem Balla Gaye dina ko bañ. déedéet kenn dootu ko bañ. Modou Lô dina ko bañ. kenn ko bañ. kenn du ko bañ. Gris Bordeaux dina ko bañ. jeex na mooy dugg na par force te buntu la nag. mais Sa tout Thiès est possible. Sa Thiès ku ngeen koy jox. Sa Thiès am na Garga Mbossé ci yoon. am na Malick Niang ci yoon. am na kenn ku ma fàtte de. Moussa Ndoye Moussa Ndoye Forza. am na aussi Forza. Moussa Ndoye am na ay am na aussi Yékini Junior. Yékini nag moo gën a neex nag. Yékini Junior ak Sa Thiès c'est un combat de rêve. waaw. Moustapha bëri Siteu ak Papa Sow. mais Papa Sow Siteu moom taxaw na. oui. boobu baax na. c'est un bon combat. wala Tafa loo ci wax. Papa Siteu bu taxaw. waaw yow yaay président. non yaay directeur technique président. yaay directeur technique. bon dégg naa taxaw na waaw mais yéen waa Fass yëgagu leen. dégg naa taxaw na gis nañu aussi réseaux sociaux yi wane ko. kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw kàddu gu mujj gi xanaa di woo waa Jaxaay yëpp ak waa Ñàkkurab ak Daaru Cubbu ak ku dëkk côté boobu rek ñu ngi lay woo boo bëggee ñëw ci écurie bi nga ñëw quoi ubbil nañ la boo ñëwee daal ñu xool la ndax mën ngaa bokk. di gërëm tamit fii Abdou Kanji borom Daaru Rahman
Abdou Kanji. waaw Abdou Kanji moo yor Boy Niang. waaw am ku baax. waaw ku baax xale magu ñoom Kanji bi. waaw magu Kanji bi ku baax la ku baax a baax ku bëgg làmb te xam teraanga. waaw ndeysaan maa ngi koy gërëm. baa dinay jàpp ci affaire bi. waaw moom da ciy jàpp bu baax a baax. waaw moom kuy góorgóorlu la bëgg. parce que man maa leen dugaloon ci làmb. ñoom de. waaw ñuy tëgg làmb ji Bruce Lee la woon ak Pape Sène. waaw man maa ko doxal moom taxaw ñu taxawaloon ko. dëgg la waaw après la Kébé ñëw jël affaire Kébé Kanji. waaw maa ngi gërëm nag Abdou Kanji bu baax a baax di ko ñaanal. waaw mooy Kanji waaw sunu Kanji. waaw maa ngi koy ñaanal bu baax. ak di gërëm sama benn xarit Mout Sall. Mout Sall mi ngi marché Colobane maa ngi koy gërëm bu baax tamit di ko ñaanal. waaw di ñaanal ñëpp di wax tamit ne waa Jaxaay ne ñëw ñëpp jàpp ci école de lutte bi. di woo monsieur le maire tamit na ci jàpp. li ñu koy wax ni yëpp dañu bëgg rek mu jàpp ci. mais da cee war a jàpp. waaw daf ci war a jàpp. waaw daf ci war a jàpp. élection rek la ne xaar ñoo jël mbëri koo kiiwuñu ko mais dañuy wax li nga xam ne mooy dëgg rek. ñu wax war a jàpp sax benn yoon mu. maa ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal waa Lambaay yëpp. waaw di ñaanal waa Mexe Lambaay di ñaanal Lambaay yëpp. suñu yoon nekku ci tey bi nag suñu yoon a ngi ci. waaw suñu yoon a ngi ci. mooy stade Iba Mar Diop dañ koo am arène nationale. ñuy bëri arène Iba Mar bàyyi arène nationale. mais ñun ñoo doon wut arène. ba am arène. di ko jooy di ko jàmm. di ko jooy guddeeg bëccëg ba tey jii ñu ne nan def. waa booy waa Aïcha booy Balmaak waa Adidas. doomu Serigne Ndiaye la. waaw doomu Serigne Ndiaye la Adidas. waaw père. waa Adidas. père kontaan nañ ci émission bu baax a baax a baax. waaw instant yi am nañ mbégte. parce que ñëpp dinañ ko seetaan di wax waa Jaxaay tamit ñëw jàpp ci équipe bu baax a baax a baax. parce que ñu tamit amuñu loolu Jaxaay ak suñu dëkk Mexey Lambaay. di wax Bawol Bawol yëpp tamit ñu ñëw jàppale ma ko xam ne tamit ginnaaw yàlla Bawol instant yi man maa fa taxaw pour mbër kon ñëpp war nañ si mën a jàpp. ñaan sama papa gudd fan ak wér. ba yéene bi mu bëgg su ñun yàlla àggale ko. di gërëm sama yaay bu baax a baax a baax. tamit ku baax la di gërëm sama mag bu jigéen Awa. ñu sama mag la ñu bokk day ak Baye Mbaye Ndiaye. mais moom bëriwul mooy sama mag moom bëriwul. kii de ñeme naa ko. mooy cumikaay bi. père di gërëm waa Gambie bu baax parce que nekkoon naa fa tamit Gambia. maa ngi gërëm ñoom Paate dem naa fa def fa ay 2 mois yooyu di entraîné foofu noonu. ak ñoom Diouf maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di gërëm Serigne Diop. waaw moom bi may ñëw fi moo ma jox li ma sol. waaw maa ngi koy sant di ko gërëm ak Bada Sène. ak Bada waaw maa ngi leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm. waaw di gërëm waa Yaraax tamit. waaw di gërëm waa Yaraax mbaal gi la fi laa tourné yëpp. dëgg waaw léegi dañuy dem géej tamit di xëy ci mbaal da siy baax. da siy baax jërëjëf Pape Adidas. ñun aussi ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm yéen aussi si dalal bi ngeen di dalal et puis ngeen yokkal ñu ñaan yi tamit pour ñu mën a am ci combat yi nekk champion comme ñëpp parce que loolu la ñuy rêvé suñu président bi tamit ñu koy ñaanal yàlla xam nga yàlla gën koo taxaw gën koo dooleel ba lépp lu muy mbébét si ñun mu am ko si ñun. père aussi ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax a baax parce que fii rek lañ mën a taxaw gërëm la da ñuy sonal fu nekk bu ñu waree dem diine yaa ñu fay jiit suñu waree dem salle yaa ñu fay jiit ñoo ngi lay sant aussi di la gërëm bu baax bu gërëm sama yaay di ko sant di gërëm sama mag ma bokkal ndey ak baay ñu koy wax Alsane Ndiaye di ko sant bu baax a baax a baax di gërëm Mara Thioubou bu baax a baax di gërëm Gara Gana Kébé ak Pape Kër Massar Sotorak maa koy gërëm bu baax a baax aussi di gërëm képp koo xamante ne nii rek waaw fan si daas nga ku lim juum ku lim juum quoi maa ngi bëggee waa Kër Massar yëpp bi ko jërëjëf école de lutte Serigne di gërëm Baye Serigne Ndiaye numéro 2 je croyais que moom mooy sa doom waaw Serigne Ndiaye numéro 2 papaam moom moo ma ko tuddee. moo la ko tuddee waaw moo ko jël tuddee ma ko. parce que papaam kii magu kii papaam. moom moo takk sama rakk bu jigéen papaam bu ndaw. papaam bu ndaw la doom baay papaam doom baayam moo takk sama rakk bu jigéen. moo takk sa doom bu jigéen. waaw sama rakk bu jigéen. moo ko entraîné aussi. waaw maa ko entraîné waaw indi ko fii waaw dalal ko maa ko kii quoi. waaw di gërëm Mbaye Fall nag. parce que li mu def. lii mu boole nii lii mooy làmb. li nga def nii yow xamoo ko sax. dëgg la billaahi parce que da nga yàgg ci làmb moo tax nga boole nii ñett ñii. dëgg la te ñii lu ñu la wax ci làmb rek du deñ. ñu ngi lay gërëm di la ñaanal émission bi yàlla na ko yàlla jëmale kanam. ma lay gërëm bu baax. am nañu mbégte Alaaji Papa Dieng kontaan nañu. kàddu yi rafet na di gërëm Serigne Ndiaye ak école de lutte Serigne Ndiaye. président ñu ngi leen di gërëm Pape Diouf Adidas ak. lan luqeeku na changé turam dama ko koy ñaan kan ñëw na fii luqeeku boo dee bëgg nga dem changé sa tur am na booy bu ma ko waxoon ba mu changé turam champion la léegi de ay yooyu yëpp ci tur wutal sa turu nit bu baax boo ko defee di nga ñëwaat fii ni ma père merci dégg nga dinaa la wutal benn tur wala ma wax Moustapha mu wutal la benn tur bu nice nga def
ñuy gërëm sunu sponsor yépp nag ànd bi rafet ndaxte liggéey bii ñu liggéey bokk ngeen ci ñi tax kër gi mel nii bokk ngeen ci ñi tax émission bi yegg fi mu yegg ñuy gërëm sunuy technicien di gërëm le producteur exécutif Mbaye Fall di gërëm mbokk yi yéen ñu nu jàkkaarloo woon lii ñu fi wax yëpp pour mu baax la waxuñu fi dara pour mu yàqu li ñu wax yëpp pour mu baax la ku nu critiquer pour mu baax la kon yàlla na yàlla defar lépp réew mi jëm ci kanam réew mi am jàmm ñuy ñaan nag ñu ngi jëm Njaasaan lépp luñ fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke Cheikh Al Bounama barke Cheikh Bou Mohamed Kounta di ziar bu baax Cheikh El Bekkaay moom Cheikh El Bekkaay di ñaan suñu réew Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na fi jàmm bari mu nekkoon l'Œil du Tigre ci TFM jërëjëf. Bisik Blackpool EMA école des métiers de l'automobile ñoo leen di may seen émission L'Œil du Tigre. Première émission de lutte sénégalaise.